Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 27 février. Vous êtes bien dans votre émission Yeewu Leen. Ñu koy commencer comme ni ñu koy defee chaque jour téléservice mais yéen ñëpp Sénégal ñàkku leen xam ni que jeudi 27 février moom 27 février date la boo xamante ne ñun fii ci télévision Futur Média ak waa Sénégal yéen ñëpp yaakaar naa ni kenn du ko ci fàtte ndax heure bi daaw ñii doon ñàkk kenn koo xamante ne ci ñun la bokk muy Marianne Siva tey dinañ ko fi rendre hommage plus programme bi nga xamante ne moom lañ leen waajal ak invité yi war a ñëw fii nii ci plateau bi mais tout de suite dañuy commencer ak téléservice bi commencer comme météo température yi toujours li ñu seetlu fan yi mooy continuer ba léegi température yoo xamante ne c'est en hausse par rapport aux températures de saison Dakar mi ngi yeewoo tey 23 degrés moom ak Ziguinchor ak Linguère ñoo ci gën a féex boole ci ensuite am nañ 24 degrés à Kolda 26 à Kédougou ak Saint-Louis Podor am na 27 degrés Matam 28 degrés moo Kaolack Kolda 24 degrés Diourbel moom tey moo gën a tàng si suba si ndaxte 32 degrés la waa Diourbel yeewoo tey muy tàngaay bu métti Tamba moom tamit am na 30 degrés température yi comme ni mu koy defee dafay yéeg ci ngoon gi Dakar mi ci nar a gën a feex sax 36 degrés lay am topp ci Saint-Louis ak 37 degrés Podor 36 degrés Matam aussi 37 degrés sinon dans le reste du Sénégal 40 ba 42 degrés la ñu mën a gis comme Linguère ñi ngi fa am dinañ fa am 40 degrés ak Kédougou Ziguinchor dina am 41 degrés moom Kolda Kaolack ak Fatick Tamba nag moo nar a jël raw gàddu gi ak 42 degrés tey ci après-midi bi ñu jox leen même conseil yi que tàngaay bi bu dugg see rek ngeen tàmm di naan ndox bu bëri ndax mu mën leen protéger ci tàngaay bi bu dee horaire marée yi nga xamante ne moom lañ leen di jox chaque jour marée haute bi ci jiitu dinañ ko am à 10h40 beneen bi ce sera à 23h57 pour marée basse yi bi ci jiitu jàll na ba pare c'était à 4h32 du matin bi ci topp ce sera à 16h28 pour suñu mbokk nappkat yi nga xamante ne ñoom ñooy dem géej di fa jëli ay jën les meilleurs moments pour dem nappi ñoo ngi nii entre 3h06 du matin et 5h06 du matin beneen bi ce sera entre 15h30 et 17h30 mais bu dee dem ngeen ba pare wala ngeen di waaj a dem bu leen fàtte mukk seen ceinture kaaraange seen gilet de sauvetage bi nga xam ne moo leen mën a protéger ci géej gi ndaxte amul bànqaas naaj bi tey yeewu na à 7h29 du matin il va se coucher à 19h16 voilà li moo nekkoon seen météo du jour waaye balaa ñu koy jeexal dañ leen di jox qualité de l'air ba nga xamante ne diggante démb ak tey la démb rouge la nekkoon tey tamit mi ngi nekk orange maanaam c'est moins dangereux que démb li ñu seetlu mooy particules yi nga xamante ne moom moo nekkoon ci biir ngelaw li maanaam poussière bi PM10 ak PM 2,5 lañ koy tuddee wàññeeku na bu baax pour déjà démb wàññeeku bi ñun ñëpp gis nañ ko par rapport ak mercredi bi mais ba tey qualité air bi nekkagul loo xamante ne mun nañu wax ne qualité bu baax la ba ñu mun a def lu ñu neex et puis alerte orange la ñu nekk tey ba léegi ñi ngi leen di wax ngeen vigilant maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ay maladies respiratoires ñu éviter di génn ci mbedd bi éviter lu bëri di def sport ci mbedd bi et puis boo leen mënee toog seen kër en attendant yëf yi di dem ndax fii suba yaakaar nañ ni qualité air bi dina gën a baax ngeen toog seen kër rek daal di tëju bu ko defee poussière bi bañ leen a sonnal loolu moo nekkoon seen météo du jour ngeen jël ko yóbbaale ko fi ngeen di liggéeyee comme ça ngeen mën a gérer seen journée comme il se doit dañuy jàll léegi ci waxtu julli yi suba ñu ngi ko julli woon à 6h18 du matin tisbaar dinañ ko julli à 13h23 takkusaan dinañ ko julli à 16h43 timis dinañ ko julli à 19h21 gée dinañ ko julli à 20h25 incha allah pour suñu mbokk chrétiens yi nga xamante ne ñoom ñooy dem église di dem fekkee messe bi. Cathédrale am na messe à 7h ak 18h30 Martyrs de l'Ouganda am na messe à 6h30 ak 18h30 Église Saint-Joseph dina am messe à 18h30 chaque jour dañ leen di wax tàmm leen di dugg ci suñu site igfm.sn pour avoir des informations yoo xamante ne ay informations yu wér te wóor lay doon. Donc tey à la une ñi ngi titré affaire des deux frères décédés à Thiaroye ce que révèle l'autopsie pour plus de détails dugg leen ci biir site bi di igfm.sn yeneen i xibaar mi ngi fa notamment souvenir ñaar ñi nga xamante ne dañu bokkoon ci ñun génnandoo àdduna même jour muy njool
li ñu titré mooy souvenir le dernier cliché de Ndiol. Et puis souvenir Marianne Siva Diop 1 an après mu nekk ñaar ñoo xamante ne yaakaar naa ni duñ leen mës a fàtte ñu leen di ñaan ngeen boole leen ci seen ay ñaan heure boo ngeen jullee. am na yeneen i actualité yoo xamante ne information sportive la ñi ngi waxtaanee artisanat coronavirus aussi ñu ngi koy waxtaanee ci biir site bi di igfm.sn notamment hausse de température bi ak sport aussi donc lépp loo leen soxla ci information internationale people Carlou G bi nga xamante ne rastam yi dagg na kook yeneen ak yeneen information yoo xam ne mun ngeen ko gis ci suñu site igfm.sn donc tàmm leen di fa dugg pour am seen ay xibaar yu wér te wóor dañuy continuer en information avec la revue des titres bi nga xamante ne dañ ciy ànd ak Mamadou Ndiaye bonjour. bonjour Bijou maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy tàmbali suivre suba su ne. On y va avec la revue des titres on commence avec l'Observateur. Qui nous parle de perturbations récurrentes sur les vols. Air Sénégal la saison des couacs. waaw Air Sénégal observateur xëyee tey jafe-jafe yi nga xam ni ci bis yi ñu ngi koy dégg ci réseaux sociaux yeeg fu ne ñi nga xamante ni ñi ngi wane yenn clients yi nga xamante ni ñooy tàmm di jël Air Sénégal jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy dund ci retard de vol yeeg manque d'information yi nga xamante ni clients yi ñu ngi koy dund li ko waral lépp mi ngi ci observateur bu tey bi nga xamante ni ñëw na ci ak gëstu bu yaatu indi ci Air Sénégal mi nga xamante ni compagnie aérienne bi bu Sénégal bi nga xam ne jafe-jafe yi actuellement yi muy dund lu ko waral lépp mi ngi ci biir observateur bu tey bi leneen li ñu ci mën a jàpp ci observateur bu tey bi ak li nga xamante ni mooy feebar bi nga xam ne moo lëmbee àddina actuellement di coronavirus ak El Hadj Ababacar Pouy muy imam bi nga xamante ni dafay xeex li nga xam ne mooy feebar bi mi ngi ci observateur bi ak ñi nga xamante ni aussi beneen xibaar bu doy waar di ñetti domestique maanaam ñi ñuy woowee ay mbindaan ñi nga xamante ne dañu dugg ci benn kër wala ki nga xamante ne nekkoon na seen patron daal di fay jël lu tollook valeuru ay bijoux diamant yeeg ak ay mbiru xaalis bu toll 120 millions de francs CFA lépp mi ngi ci observateur bu tey bi Bijou. Coronavirus dans l'As qui titre film de la vie en quarantaine des Sénégalais qui sont en Italie. waaw Sénégalais yi nga xamante ni ña nga fële ca Italie yi nga xamante ni bokk na ci dëkk yi nga xamante ni tamit dañoo bokk ñi am wala ñu ëpp. Le coronavirus fët ci continent bii di Europe sénégalais yi ni ñu koy dundee lépp mi ngi ci laas bu tey bi nga xamante ni feebar boobu nga xamante ni actuellement mu nga fële ca Italie laas tey ñëw na ci ak sénégalais yi ni ñu koy dundee feebar bii di coronavirus. On continue avec le journal quotidien qui nous parle de centrale à charbon de Sendou. Ça ne gaze pas. Voilà loolu le quotidien ñëwee mbirum pétrole beeg gaz bi ñu def ci ab titre bu am solo daan ne ça ne gaze pas maanaam fële ca Sendou ak jafe-jafe yi nga xamante ne mooy centrale bu charbon bi nga xam ne ñu ngi koy dund foofu loolu la ci le quotidien ñëw tey ak xëtam bu njëkk indi ci gëstu bu yaatu leneen li ci mën a xam comme xibaar mi ngi ci quotidien bu tey bi. On continue avec Vox Populi qui revient sur l'affaire Guy Marius Sagna. Le chef de l'église tape sur la table. MGR Sarr préoccupé par le drame qui frappe Guy. moom la ñuy wax mbirum jàngu beeg église bi taxawaayam ak ki nga xamante ne mooy activiste bi di Guy Marius Sagna nga xamante ne dañ ko teg loxo gannaaw moom coowam marcham bi nga xam ne def na ko ba dem ba ci giri palais de la république bi taxawaayu église bi nga xam ne moom fa la bokk ak li nga xamante ne mooy monseigneur Sarr li nga xamante ni jël na ko ci ay dogal wala xaw na ci indi ay jeexi jaaxa ngir fexe ba ñu libéré kii di Guy Marius Sagna nga xamante ni ma nga actuellement fële ci prison bu Rebeuss. Le Témoin parle de la Cour de justice de la CEDEAO et titre le Sénégal un très mauvais élève. Il fait partie des 6 États qui refusent d'appliquer les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO. waaw loolu mbirum CEDEAO ci le Témoin ñëw tey indi ci gëstu bu yaatu ak taxawaayu Sénégal ak parfois li nga xamante ni da koy bañ wala lànk di ngir respecter li nga xamante ni mooy traité yu CEDEAO lan la ci Sénégal taxaw position ak fi nga xamante ni mi ngi ci digganteem ak waa CEDEAO mi ngi ci le Témoin bu tey bi tey mu indi ci gëstu bu yaatu yaatu. On finit cette revue des titres avec le journal Record. Axe des Lions, on peut lire dessus de retour de blessure.
Koulibaly Sané contre Guinée-Bissau avec un point d'interrogation pour poser la question de leur possible retour en tanière. waaw loolu la waa record xëyee tey ci mbirum équipe nationale bu Sénégal ak ñaari défenseurs yi nga xamante ni dañoo nekk ci ay gaañu wala it diggante fii ak match Sénégal bi nga xam ne da ko fas yéene am ci mois de mars bi ñu jëm ak Guinée-Bissau dina fekk ñu wér lan moo nar a nekk de samp ci ab laaj ba xam ndax ñaar ñi di Kalidou Koulibaly ak ki nga xamante ne mooy Salif Sané ndax seen ñëw dina baax ci biir tanière bi loolu tax ñu samp ci ab laaj indi ci tey gëstu bu yaatu waa record tey ñoo ci xëy premier quotidien sportif fii ci Sénégal lan lañ ci mën a xam di Europa League ak sénégalais yeeg ku ci mel ni Krépin Diatta mi fas yéene dem fële ca Old Trafford ngir fexe def exploit leneen li ñu ci mën a jàpp mooy defetu kii di Juventus de Turin ci Ligue des Champions bi ak Real de Madrid loolu démb la woon. Merci beaucoup Mamadou Ndiaye pour cette revue des titres. Mamadou Mamadou Ndiaye dina ci gën a dellu si ci biir revue de presse bi nga xamante ne moom la ñuy defal comme ni ma leen ko doon waxee tout à l'heure ay invités yu bëri ñu ngi fi Mandiaye Seck mi ngi fii nara waxtaanee actualité am ak li nga xam ne moom lay waaj waa No Stress Land aussi ñi ngi fi on va parler social avec tonton Garmi Oustaz ñi ngi fi pour waxtaanee islam ak aussi li nga xamante ne moom moo di fàttaliku suñu mag yu baax yi Coro mi ngi fi pour indil ñu patrimoine Mamadou Ndiaye tey dina waxtaanee actualité dinañ rendre aussi hommage ñi nga xamante ne bokkoon nañ ci ñun te nekkatuñ fi muy Marianne Siva Diop ak Ndiol mais en attendant loolu yëpp dañ leen di tegal le clip du jour tey Niassène rek la ñu dem ci fàttaliku toujours Marianne Siva avant ak après la pub avant ñuy ñëw daal di leen di indil programme bi. voilà loolu Aïda bu Baye la ñu doon fàttaliku passage am QG bi passé donc mu nekkoon loo xam ne dañ ko def ci hommage bi nga xamante ne bëgg nañu ko rendre rek ku bokk ci ñun muy Marianne Siva Diop moom ak Ndiol donc Marianne nekkoon taalibe Baye nekkoon ku bëggoon Aïda bu Baye tout le temps bu ay QG daan am ndeysaan invitation yi bu amee daf ci daan sonn bay bëgg a dee xam naa ni dinañ ko fàttaliku lu yaatu fii ci émission bi en attendant damay bàyyi ku nekk nuyoo rek daal di wax lenn li nga xamante ne moom moo ko marqué woon ci Marianne ak aussi Ndiol ñi nga xamante ne y a 1 an la ñu fi bàyyeekoo woon ñu nekk nit yoo xam ne dañ ñuy manqué ba léegi tonton Garmi. waaw jërëjëf Bisou Ndiaye maa ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ak di ñu déglu di nuyu sama soppe yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi sama jarbaat yile di wax ne tey da nga tàbbi ci loo xam ni lu xaw a difficile la macha allah ci auditeurs yi waaye difficile tamit ci képp koo xam ne kile yaa ngi bokk ci groupe GFM mu nekk tam lu metti loo xam ne lii képp koo xam ne kii da nga bokkoon ak Marianne xam naa ne tey la waaj a waxoon soo bëggee door émission bi ci tàmbali jooy ñun ñëpp danañu jooy ndax am na ñoo xam ne mënuñu fekkee ay jooy waaye lii dañu ko dund ñun ñaari yoon oustaz dafa am benn jamono boo xam ne bile dañu ñàkkandoo ñaari gor kenn ki di Awa Mbay kenn ki di oustaz Donde dañ ko dund ci parcours bi ñu ñàkkaat ñaari gor ku ñu naan Marianne Silva ak Ndiol xëy na bu mujj bi moom ngeen fekki waaye lañu dundoon nun ca RFM boo leen ko dundee ci TFM dañ leen di comprendre waaye ñàkk nañu jigéen joo xam ne ji jigéen ju baax la ki ko seedeel rek mat na seede sëkk muy Mamour Insa Diop sunu sang bu tedd boobu li nga xam ne moom lu mu wax yàllaa ko wax ndax dafa jubu ak boromam Marianne nag nekkoon koo xam ne kile spécial la woon waaw loolu la yàlla dogal ay mbiram boo ko xoolee da ngay xam ne daal tubaarkalla yàlla rek moo sañ moo mën a def mooy def ci ku ko neex dëgg-dëgg te moo dogal bi ci moom waaye daal ñàkk nañu ko baax a baax taxawu bu rafet bi tamit yéemul kenn ci ni ngeen def dajaloo ne da ngeen koy wàcceel kaamil ñu ne fan la noo daje ñu ne ña nga daje ca oustaz Assane ak dëgg-dëgg loolu dal na xel te moom de li ñu ko defal du ko jëppi de wallahi alxuraan jëppi ko benn yoon charia yëpp ci charia la ko teg wàccu raay bi benn yoon ba kere muy dem dëgg-dëgg wu ji boromam waaye émission bi moom bu ñu ko dooree ci nii
ah dëgg-dëgg du sotti kooku nag dama koy ñaan bisu Njaay ñaan ko sama jarbaat yu baax yi de amin oustaz nit bu génnee àdduna dañoo war a nangu sax parce que ay jullit lañ wante ñun tout le temps dañuy toog di ko regretter di wax ni xajoon na fi ba si kanam et que ñun ñëpp amoon nañ yéene ba nga xamante ne si moom comme ni ma koy waxee rek bëggoon nañ dem fekkee ji fuñ koy taqee bëggoon nañ dem fekkee ji foo xamante ne ñu naan tey dañuy ngenteel Mariane ak yooyu mais yàlla moom bu dogalee rek li mu dogal moom moo gën si ñun. waaw jërëjëf Bijou maa ngi lay nuyu di nuyu ñu bokkal plateau bi yëpp di ñuy téléspectateurs yi ñuy topp si Yeewu Leen si alxames bu jot comme ni ko olof di waxee bés bu nekk ak la say xew tey li la yàlla dogal ne moom mooy xew maanaam ñuy fàttaliku génnu àdduna ki nga xamante nii ku ndawalu guddi la ku ko làmb rek daj ko defe na si sa côté rek la nekk muy Mariane Siva Diop ak El Hadji Mbaye mi nga xamante ni moom lañ gënoon xam si njool ñoom ñaar ñëpp dañ leen di ñaanal yàlla d'abord yàlla jéggal leen yërëm leen xaar leen aljana si barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax li nga xamante nii moom lañ leen desel comme ni ko El Hadj Mamadou Mbaye Garmi waxee moo taxoon sax ñu xaw a tardé tuuti def nañ ko ba pare ñaanal nañ leen yàlla wàcceel leen kaamil yéene leen ko suñu borom subhanahu wa taala jotale leen ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne doomu aadama bu dëddoo ñett yi rek la fi dese ñu ne ko ban ak ban ak ban la mu ne sarax bu mu fi bàyyi muy dox maanaam nga ñëw fekk si dëkk ba nga xamante ni amuñu ndox nga fexe ba ñu am ndox wala dëkk ba nga xamante ne amuñ courant nga fexe ba ñuy am courant di jàng alquran di jaamu yàlla wala nga tabax daara ja nga xamante ni dañ fay jàng toujours alquranul karim di fa tudd turu yàlla ñu ne ko ak ban mu ne ak xam-xam ba nga xamante ni da nga ko fi bàyyi ñu koy jariñoo te yi may wax yëpp bu si nekk jëm si yàlla ji Mariane bàyyi na ko fi bi si des mooy li nga xamante ni doom ju baax ju lay ñaanal wala njaboot gu baax ju lay ñaanal mooy li nga xamante ni moom la ko fi suñu borom subhanahu wa taala bàyyil dëgg la li nga wax moom am na toujours dañ naan xajoon na fi waaye démb rek maa ngi si waxtaan ak benn kilifa yàlla moom amul logique programme am la yor di ko déroulé li si des lijjantiwu ko day xaar mu jot rek mu ne tey par exemple diwu mooy am jëkkër tey diwu mooy am doom tey diwu laay ubbi buntu wërsëgam tey diwu mooy tëdd feebar tey diwu mooy wér ainsi de suite ndax nee na wa kullu shay'in indahu bi miqdaar yàlla nee na j'ai tout programmé lépp dama ko programmé yéen a fi nekk kay naan waa c'est-à-dire est-ce que yàlla bu defoon ni moom nee na amul temps kulla yawmin huwa fi sha'nin la wax nee na man awma temps chaque jour rek dama jàpp maa ngi si leneen donc bu ñu ko xamee noonu ñu xam ne toujours àdduna moom noonu la tëddee ndax El Hadj Mamadou Mbaye junj na ko léegi am na ñi nga xamante ni RFM am na fa am na ñi nga xamante ni maara day taal yi rek la nga dégg ko famille lëmm ba nga xamante ni dañuy des si benn bërëb moo xam si accident la wala leneen nga xam ne yàlla moom li mu waxoon rek te du si jóg nee na bi ma leen di sàkk tàgguwuma kenn bu ma leen di jël du ma tàggu kenn li am solo mooy toujours fexe ba bés bu fi jógee bés buñ fi jógee yàlla na yeex buñ ñuy jàngal alquran bu ñu alquran jéppi comme ni El Hadj Mamadou Mbaye Garmi wax ndax tey jii nii ku ne xam na ne ki nga xamante ni moom moo di Mariane Siva jikkoom ji nga xamante ni ñun ñëpp moom lañ ko xamante li may wax mën naa si xuus si kanam tuuti ndax magam bi nga xam ne yàlla dogal na muy ngalandu te président Youssou Ndour joxoon ko billet ngir mu ajali ko maag moom ñoo àndoon sama groupement la nekkoon ñoo ànd pendant 1 mois ñu waxtaan si moom lu bëree bëri kon nga xamante ni Mariane nit la ka nga xamante ni ku unique la woon maanaam ku unique ni mu meloon fii di kaf di ree am ak ñëm jàmm waaye dëggu noonu la meloon itam ak seen waa kër te loolu magam bu mu bokkal ndey ak bàyyi ni ngalandu moo ma ko wax ay yoon fa ñu nekkoon si Makkatal Mukarrama donc te loolu du ñu bett ndax fi mu jokk ak si ki mu jokk muy Cheikh Mamour Aïssa nga xamante ni nitu yàlla la donte la tey jii nii ñu bëri buñ sañoon mel ni moom waaye tànneefu yàlla la dafa am la nga xamante ni jéem ko taxul nga doon ko xam nga léeg-léeg ay nit dañuy bokk classe di jàng nga gis koo xam ne day nekk crack nga gis benn Mamadou Ndiaye di tëju di carrière di jàng bëgg mel ni kooku te don la bul sonn don la lu mel waaw yàlla séddale cër yi te ñëpp yemuñu ay cër bu ñëpp yemoon ay cër am ñu gedd seen cër kii mu jokk si moom waxtaan nañ si ay yoon en privé Cheikh Mamour Aïssa moom tam wax dëgg yàlla mu nekk ka nga xamante ni la ma ko waxoon rek ndaw lu jokk si yow rek bu tëddee mën na nelaw ndax yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak jàngale ki nga xamante moom Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu te Mariane ku ko xam foofu nga ko xamee li tax ma ne alquran jëppiwu ko nag mooy jikkoom Mariane dëggu na Mariane jub na Mariane kenn du wax waxu mbóosóor si kanamam Mariane kenn du jëw si kanamam booy jëw sax mu ne la arrêteel
téye la bàyyil ba ki ngay waxal nekku fi bàyyil ba mu ñëw wala mu bàyyi ba nga ñëw mu ne la njaay wala oustaz waxal li nga waxoon waaw nga ne kay li mu ne ma ne dama ne waxal mu dégg ko balaa may dem te balaa muy dem di nga wax ndax am na benn jour donc am na xam nga lu ñu ko fi defoon ku si ne suñun poñe na la jël vidéo la ne la waxal waaw si couloir yi moom jël na bosam kii jël na man mii jëloon naa kii yaa jëloon na ñun ñëpp ku si nekk poñe na la si ruxu te macha allah xam nga moom sportive la woon ba pare defal la vidéo ne la waxal laa wax li nga waxoon jaaraat si nga wax ne ko waaw maa ngi jéggalu maa jum nangam donc noonu lañ dëkkee woon ak moom te loolu moom mooy àdduna itam ndax tey jii nii bàyyi leen ko xel de tôt ou tard day am ñu war ñu ko waxal donc te jullit bu nekk wala doomu aadama bu nekk war nga si bàyyi xel liñ koy dolli rek mooy yàlla na ko yàlla lafal cat fa mu tëdd ca Tëngéej te am nañ si yaakaar du lépp lañ mën a wax si télévision mais daal sant yàlla bu baax a baax yàlla na ko yàlla lafal cat te la mu doon yaakaar si Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu xam naa ne rëccu ko te li si gënoon yéeme si kanam dinañ si ñëw mooy dafa polyvalentoon boo demee Laayeen fekk ko fa boo demee Touba fekk ko fa boo demee Thiénaba fekk ko fa boo demee feneen ak feneen fekk ko fa loolu mooy wane ne lañ ko jàngaloon ak yoon wañ ko tegoon dégg na ko te tegoon na si tànkam te def na si kéem kàttanam Mariane Siva Diop. jërëjëf oustaz si témoignage bu am solo bi Mamadou Ndiaye yow it bokkoon nga ci ñi nga xamante ne da ngeen daan nekk ensemble presque souvent. nga ñëw ci moom rek ak digganteem ak Ndiol surtout bi nga xamante ne ñoom ñaar yàgg nañ ànd di liggéey yàgg nañ ànd di def reportage ku leen waxoon yéenay bokk benn fan peut-être duñ ko gëm. oui loolu rek laa doon wax gannaaw ba ma nuyoo ñi nga xamante ni ñoo ma bokk plateau bi nuyu téléspectateurs yi. tey suba rek ci loolu lañ doon fàttalikuwaat au-delà de Mariane bi nga xam ne gënoon nañu jege mais moo ko Ndiol ki nga xam ne mooy El Hadj Sambay nga xam ne moom tamit ñoom ñaar ñëpp ñoo bokkoon même li bëgg-bëgg mooy liggéey rek lañ leen xamee woon. bari woon na si sax ñoom ñaar ci terrain bi li ñuy ànd ñi si bari bu ñëw koo xam Mariane ku nekk danaan la moo ma présenté Ndiol wala vice versa. ci ñoom ñaar ci terrain bi nga xam ne ñu ngi fa doon dem jamono yi nga xam ne Mariane mi ngi nekk ci nekk reporter sportif di dem ci terrain bi lu bari na ci lu mu doon ànd ak Ndiol en tout cas ku leen waxoon ñoom ñaar yéenay bokk même bis bi ngeen génn àddina moo tax comme ni oustaz doon wax sànq rek di ñëwaat ci àddina ku nekk na nga ko waajal te xam ne dina ñëw sa bos bu jotee tey lu metti yàgg na fi yaa ngi wax sànq li nga xam ne yéen a ko dund RFM ak Eva Mbaye ak ki nga xamante ne mooy Donde Amine Donde oustaz Donde mu ñëwaat ci fii ñun ñu mu tombeek ñun ñu nga xamante ni même génération la ñu et puis mu tombeek ci moment bi nga xamante ne kenn ci ñun dañoo gën a def ñu jege woon tax chaque jour dañ doon déggante au-delà de télé bi moo ñu gën a boole mais xamante woon nañu avant mais ci Mariane ko oustaz bi ñu ci ñëwaatee du ñu ñëwaat ci jikkoom yi ñëw wax nañ ko waxati ko mais surtout benn jikko bu nga xamante ni oustaz sànq daf ci waxaat te loolu dafa nekk lu am solo te loolu Mariane gën nañ ko jàngal balaa mooy dem te ci diggante bi mu demee tamit ñu ciy gën di góorgóorlu mooy dëgg ak dara lenn du wax ci ginnaaw nit lépp moom loo ko loon wax lépp ak koo munti doon bu dalay jàkkaarloo yow wax la lim la war a wax boo toogee ak moom di wax ci keneen nga gis bu ci munul bu la ruusee bu ruus da ciy maanu du wax dara doo ci dégg te loolu du benn remarque bàyyiwul ba mu dem may doog a du benn constat bi ma koy mujj gi ñun sax dañuy tooñ ne ko nga bàkkaar tuuti ndeysaan wallahi azim yàgg nañuy toog mu ñu jékki-jékki ne ko Mariane sax nga bàkkaar tuuti def yi fi nit waaw ndeysaan mu ne mukk ci àddina te di wane ne rek loolu nit ki dëggu gi mu nekkoon ak fonk diineem mais surtout ñàkk caaxaan gi nga xamante ne xamee woon nañ ko ci moom ci liggéey kaf bi nag amoon bari woon na reetaan gi bari woon nañu ku nekk fii ci kër gi séq nga ak Mariane loo nga xamante ni da nga yaakaar ni yéen ñaar rek a jegeantoo woon te ku ci nekk ci ñun fii ci kër gi séq na ko ak moom muy bu ma waxee ci ñun du ñuy feeñ rek ñi ci ginnaaw aussi mooy ñi nga xam ne mooy techniciens yi bari woon na ci ñoo nga xamante ne Mariane séq na ak ñoom ngi nii waaye gisante Xaadim di wax dëggantaan ku ci nekk ci kër gi Mariane séq na ak yow li nga xamante ne da nga yaakaar ni yéen ñaar rek ko séq te keneen ak séq ko keneen te ku ci nekk rek def na ko donc lu ñu mën di wax rek at bi déjà mat na sunu bisu tey 27 février 2019 bi nekk na jour bi nga xam ne dootuñu ko fàtte man personnellement nekkul jour bu may fàtte ci àddina muy Ndiol mais groupe Futurs Médias tamit du ko fàtte ndaxte Ndiol ci lañ ñàkk Mariane ci lañ ñàkk Ndiol ñaari nit ñi nga xam ne ci kër gi lañ nekk doon liggéey nekk ay jàmbaar ñu génn ci même bés génn ci àddina nekk na jour bi nga xam ne duñ ko fàtte li ñu ci mën rek mooy ñaan comme que ay jullit lañu ku nekk tamit ci religion ba nga nekk rek nga ñaan ci ndaxte Mariane képp ci nekk ci
ëttu këru diine séq na ak yow am na ak yow rapport personnel loo xamante ni da nga yaakaar ni sax mujj gi sénégalais yi sax jiixi jaaxaam ni ku nekk dañuy bëgg xam foo bokk moom mënu ko woon canaliser tant que jegewu la bu baax nga xam ni kii fii la jokk muy Serigne kër Maam Cheikh Mamour Essa nga xamante ni ajjuma bu jot man mi xuloon naa ci moom ba tàyyi ajjuma bu jot da nga ko fay yóbbu boo ko fa yóbbu leen di nga dégg lu ne boo ko fi yóbbu leen ne semaine bi moom xam naa ne fu mu jaar ne la yaa tax bi ajjuma bi passé dew ma xadara léegi ma ne ko wax jooju rëy na Mariane mu ne ma mani loolu dama koy wax ba ñëpp dégg ko donc di fàtte moment yu neex yi nga xam ne dund nañ ko ci moment yi nga xamante ni parfois da nga koy xalaat sax reetaan wala parfois vidéo yi nga xam dañ koy garder ci moom dañ koy xool sax reetaan di wane ni bonne humeur bi nga xam ne ñu ko doon dund vraiment liñ ci mën rek mooy ñaanal ko yàlla te def nañ ko tey ci suba ak kaamil ni yàlla na leen ci yàlla xaare àjjana ci yóbbu leen ci àjjana yu gën a kawe noonu laa ko sonalee woon Mamadou Ndiaye bu ma ko fekkee salle maquillage muy maquillé wu man tey amoo émission da ngay farantu ji mu ne ma ay sa waxi xaj yi bàyyi ko ne ma yow xale yi wax yi ñuy wax yow yaa leen ci war a génne waaye yow yaa koy jiite yow donc mu nekkoon koo xamante ni comme ni ko Ndiaye waxee bi mu génnee àdduna heure bi daaw da ngay xool nit muy jooy nga ne kii fan la xamee Mariane comme ndekete relation bi mu doon am ak yow moom la doon am ak yeneen nit yëpp donc man moom franchement lu positif rek laa jàpp si moom et souvent su ma koy imaginer ay reetaan laa koy gisee donc yaakaar naa ni daal fi mu nekk war na ko mun a gënal fii bu baax a baax a baax ñu koy ñaanal bu baax yare xale ko aljana Coro yow fekkante nga ak moom fii bi ngay soog a egsi am na lu ngeen jot a dund aussi. bien sûr bi maa ngi leen nuyu bu baax ñuy ñëpp ñu ñuy seetaan moi je dirais que xameewuma sax Mariane fii parce que Mariane Ndiol mi mu décédé Ndiol moom moo ma ko présenté et le courant est passé le même jour parce que je me rappelle stade Demba Diop la ñu daje. autant man je couvrais plus événements sportifs yi donc tous les week-ends dama doon nekk stade dama doon dajeek moom jour bi ma ko Ndiol njëkkee présenté ne ma gis nga sama journal sportif bi ma ne ko pata bi mooy journal sportif waaye yow man duma pataade man may taay fin donc loolu laa njëkk a retenir ci moom donc relation yi noonu la commencé am naa terme boo xamante ni Mariane moo taxoon ma bëgg ko suuy je le dis tout le temps lu ma dugal Facebook lu ma bind lu mu important day ñëw rek bindal ma suuy dem yoonam donc après loolu ñuy gën di cultiver suñu ay relation dama doon faral itam di dajeek moom lu bëri fi nga xamante ne moom moo di kër Baye Cheikh Mamour Insa Diop nga xamante ni way jur la xarit la kilifa la ci ñun ba bi ma fay soo gis sax xam naa dafa foogoon ni que mbokku taalibeem la mais da ngay faral di am ay nit ci ay yeneen këru diine yoo xamante ni wala yeneen tarixa yoo xamante ni xëj na bokkoo fa ci nii mais sa xol ak leneen dafay am wàll bu am solo donc loolu xam naa ni itam bokk na ci li gënoon renforcer sama lien ak Mariane Siva Diop dernier jour yi ma mujjee wax ak moom parce que pratiquement c'était mes débuts fii ci groupe Futur Média sama waxu dese yaay la ma doon wax di ma fàttali moom aussi comment elle a eu du mal à faire le deuil de sa mère et tout ba waroon ma yónnee ay affaires yoo xam ne dafa bëggoon su ma koy jàng wala ma koy wax lu bëri dina ma permettre ma mën li nekk sama xol ma mën di gif de plus en plus malheureusement loolu nekk na ay affaires yoo xamante ne du ma ko jot à jamais mais yàlla rek la ñuy jël seede ni que à chaque fois bu suñu xel demee ci moom wala heure bu ñu jullee di ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñoo làkku ñëpp duñu fàtte Mariane Siva Diop parce que ñun ñëpp lu positif rek la ñu jàpp ci moom comme ni ma koy waxee man Codou Badiane bokk nañ ci ñi ko gënoon sonal xam naa ni ci réseaux sociaux yi parce que doonuñu ko woon raté et elle était tout le temps souriante elle affichait tout le temps la banane comme ni ma ko doon waxee tout le temps donc dañuy ñaan rek suuf oyof ci kawam tey nag sama xel dem bu baax ci Keïcha Khadija Dem mi nga xamante ni boobu ak léegi ñun ñi nga xamante ne dañuy waxtaan ak moom wala ñu koy fréquenter wala ñu xaw ko jege xam nañ ni elle a du mal à faire le deuil de Mariane Siva Diop c'est normal parce que fi mu toll woon la ci moom donc dañuy ñaan juste yàlla xaare ko aljana ki nga xamante ni moom la jokk woon ci moom di Baye Cheikh Mamour Insa Diop ak Baye Niass mi nga xamante ne moom la yaakaaroon ñoom ñëpp ñu seen yërmande ak seen barke wàcc ci ki nga xamante ne moom moo di Mariane Siva Diop macha allah seede yi benn la te loolu rek war na tax ku nekk ci ñun nga rafet njort ñu jooy suñu bopp wala ñu xalaat suñu bopp mais ñu bañ a xalaat Mariane parce que moom rafetal na digganteem ak doomu aadama yi góorgóorlu na ci digganteem ak boroomam ba dem donc yàlla na ko yàlla yërëm. amiin Coro
réseaux sociaux yooyu ngay wax sax dañ ko ci daan menacé ndeysaan parce que dañu am groupe WhatsApp boo xamante ne soo dugalee naka sudul noonu da lay génnee bu la génnee pendant 48 heures soog la dugalaat léegi ñun nag bu ñu génnee dañ doon dem ci réseaux sociaux yi commencé di commentaire naan ko dugalaat ñu wala li ñu wax ci groupe bi ñu jël ko dugalaat ko ci sa biir page Facebook bi donc c'était des moments yi nga xamante ne franchement groupe WhatsApp bi c'est vrai que mi ngi existé ba léegi mais depuis qu'elle est partie mun naa ne amu groupe bi ci boppam moo dem dinañ toog forcé jéem a waxtaan ni mais c'est plus la même chose am na lu bari loo xamante ne yóbbaale na ko ci ñun Sophie waa tonton Gana bisu groupe bi man léeg-léeg dama ciy wax wala rarement laa ciy wax waaye li nga wax noonu dëgg la xam nga les kii yaa ko doy waar la Pape Doudou tamit noonu la mel léeg-léeg ñu indi loo xam ni ak sama benn soppi bëgguma ko tudd xëy na mi ngi jàkkaarloo ak man waaye maa ngi lay wax ni wallaay lazim lu neex ndeke dana jeex amul dara luy neex te du jeex moo tax lu waay nekk war nga ko rafetal nga am na bés boo xam ne bii du mujj fenn da ci ma ci waxtaanee ko rek lay mujj bu jekkee dees na ko wax bu jekkul dees na ko wax kon nit ki dafa war a sàmmonte ak loolu te sàmmonte ak loolu moom mooy wekk sa bopp ci ngërëmal yàlla mën a feeñ ci yow képp koo bàyyi ginnaaw tamit mu mën a am cër boo xam ne bii bu ëllëgee dina mën a siggi Mariane nag may nanu loolu moom may na ko groupe bi may na ko fameem may na ko àndandoom te nag ku mu àndal bàyyi na la xel li nga ne du wax dara lu ñaaw wala mu côtoyé la ci dara lu ñaaw wala mu jëf loo koy xeebe sa diggante ak moom amuloo ko ku bàyyi woon xel nit ñi la moo tax tamit ñu ngi koy jaal Bab Cheikh xaritam la woon moo ko tax a daw xaritam la woon lool xam waa nee na sax moo ko tax a daw waa maa ngi doo gëm daw gi nag moo ko tax a daw xam naa ni moom xam naa ni fa mu nekk tamit xam naa ne ma nga ca la nga nekkee rek moom la nekkee muy ay jooy waaye daal yàlla nu dëddoo jàmm waaye njool nag moom day suñu bokk nag moom mu nekkoon tamit nit ku baax njool nit ku nangoo liggéey ku fonk boppam wax dëgg yàlla sérieux waaw moom itamit tubaarkàlla dee daal mi ngi noonu yàlla na yéex amiin et puis Mariane ak Njool yëpp di ñaan seen famille tamit yàlla may leen xolu muñ yàlla may leen xolu ñu mun a def seen deuil parce que comme ñun ñi nga xamante ne dëkkuñu woon ak ñoom dañu bokkoon ak ñoom liggéey rek ñu won ñu loo xamante ne ba léegi on a du mal di wax ci ñoom te suñu xol du tooy donc j'imagine seen waa famille naka la war a mel ci ñoom donc ñu leen di ñaanal yàlla may leen force bu baax a baax bu ko defee ngeen mun a def seen deuil et puis mun leen di ñaanal fu ngeen toll Sophie tamit dem ba léegi yaa ngi daw bëggoo cee wax waaye tey moom li nga def sa témoignage waaw bisu comme ni ñu ko waxee rek lu mënta ñàkk faaw mu am xanaa dolli rek sant yàlla bu baax rek la ñuy def déjà Mariane rek comme ni ñu ko waxee rek déjà bu ñu doon nekk fii di wax ci moom tey duñ fi gaaw a jóge parce que man li may gën a marqué bu ma daan ñëw les vendredis suba teel bu ma yegsee rek mu ne ma Sophie baa toggoo fi tey ñamu suukar xorom laa bëgg nee naa la bu fi toggati kii ñu commencé di wax ak yooyu noonu macha allah mu nekk ay affaires yoo xam yu ñu marqué la li ñuy def nag mooy du ma ci xuus lu bari rek li may def rek mooy ñaanal ko rek fa mu nekk gënal ko fii mu jógee Bijou Ndiaye te ñaan rek yàlla defal ko tawféex bu baax a baax man vraiment mënu ma ci développer parce que wax ju bari ji daadul xaw a mëne mais ñu ngi koy ñaanal daal ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax Bijou Ndiaye amiin vraiment waaw Bijou li ma si bëggoon yokk rek mooy juste rebondir si li nga xamante ni moom la Mamadou Ndiaye wax ak El Hadj Amadou Mbaye Garmi xam nga doomu aadama bu nekk boo xamee li la indi fi ci kaw suuf rek doo sonn te dafa mel ni Mariane dafa teel a xam li nga xamante ni moom mooy mission bi ko yàlla jox ci kaw suuf te moo di topp lii neex yàlla bàyyi ay tereem dama dégg radiallahu taala anhu Barham Diop wax Barham wax Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhuma muy wax ne la yonentu sallallahu alayhi wasallam doon wax soppal ku la neex bés a ngi ñëw di ngeen tàggoo yoral lu la neex bés a ngi ñëw da nga dem wàcc ko wala mu dem wàcc la melal nu la kon fuuf fa ñu mujjee rek ngay mujjee la may fàttali toujours sa wax ba ca Arafat bañ la tàggee Mbaye Jacques Diop nga ne moom ndax lu wóor la
ma ne la ma vérifier information bi ne la am na en 2016 nga ne ma cay suuf lekk na ku ne. billaay dëgg la waaw. ana Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. du ñu lim mag ñu baax ñi yëpp. dëgg la de. ani ñoom. dañ leen tudd tey di jël si ñoom exemple. def leen suñu ay référence dëgg la. xam nga lu waral loolu ñaar yi. jikko ak diine. ndax jikko ju rafet mooy diine. yow sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne ad diinu xusnul xuluq. ñu ne bu ngeen bëggee xam lan mooy diine mooy jikko ju rafet. te jikko ju rafet jooju moom la ñu témoignal Mariane Siva mi moom la ñu témoignal Alaaji Mbay kon ñun li ñu war mooy ñu jàngat si ñoom si jikko yi nga xamante ni miis nañ ko si ñoom te mu rafet ñu jël ko ñun jëm ko sàlloo ngir ëllëg suñu ay doom suñu ay sët suñu ay jarbaat mën a xool si jikko yooyu ñu mën si roy mën a wëy parce que lii dafa rafet yàlla moom la lu tollu at nit ñi di ko fàttaliku ku si nekk di fàttaliku sa diggante ak moom te lépp nekk la nga xamante ni lu rafet la loolu jàngat bi du daara mooy que ne ñun ñi fi yàlla bàyyi indi ñu jàng si ndax dañuy wax ne ku yàlla jël rek yow jàppal ne sa àpp moomat waaye ku fi yàlla bàyyi am na lu la yàlla bëgg a bàyyi loo xel yow mi fi desandi ndax desandi la te fa tabarakallahu macha allah comme desandi la ñu war ko rafetal waaye jour boobu dafa am lu ma si gën a marqué muy taxawaayu groupe Futurs Médias parce que dëj bi ñëpp a ko yëgandoo daanaka parce que su ma juumul veille bi ñu ngi wax si groupe bi ba presque 22h 23h muy cabaxal ay affaire man mi sax la mujjee dugal sama vidéo di ma tooñ fa ma toogoon di wax ak moom laa toog di seet an télé jot nouvelle bi pour man sax ma ne ñii dañ jum mante nag kii ñu jokkoo affaire bi demee ni mu demee mais li muy xat-xat li muy tembare ñëpp daja fa mu mel ni Futurs Médias la ñu jël rek yëkkati ko rek yóbbu ko foofu loolu dafa am la nga xamante ni moom lay wane mooy que ne ay nit su leen yàlla boolee dañuy xam li tax yàlla boole leen te muy mbaax te muy yiw ñu bokk fu ñuy fàggoo suñu wërsëg lépp dañ ko rafetal xam nga léeg-léeg nit ñi dañuy tooñ seen bopp moo tax xol yi nañ ko fóot tey rafetal te la nga gis naan li ma la yéene yàlla naa si jiitu te la ngay wax xëy na du dëgg si yow moo tax toujours yu bari bu la dalee bul wax kenn yaa tooñ sa bopp parce que yaa ñaan li nga yéene Mamadou Ndiaye nga jiitu ko si te xëy na sofaan la woon làmmiñ bee wax leneen léegi nag boo ko si jiitoo sofaan rek ngay am kon li ngay wax bu dee dëgg la si yow rek toujours avancement mooy am jëm kanam mooy am te keroog wax dëgg yàlla solidarité bi ak bloc bi mbay nañuy demalante surtout ba sa ngi ñëw ku ne di nga bëgg ku la ñëwal dëgg la nañuy demalante bu ñuy xeebalante nit boo ko xeebalee ñaar yi nee na ñaa ko tooñ muy bésam ak sëriñam ku la ko xeebal moo la tooñ nit bu génnee àdduna lu mu xat-xat-xat nañu fexe nañu dem njaal du wees bu bànneex ñëwee lu mu xat-xat-xat bu weesoo ñaar ñetti fan nga jël sa téléphone alaaji Amadou man de li moom a gàllankooroon waaye maa ngi lay ndokkeel su ma féexee dinaa fa yegse bu ngeen waroo amee lu ngeen jokkalante bu ngeen dajee te mu jàppandi nga jokkalante ko ak moom parce que day defar ay diggante te suñu borom subhanahu wa taala loolu moo tax mu bàyyi ñu fi kenn xamul ku lay mujjee dëgg la kenn xamul ku lay mujjee kon lépp nañu ko rafetal ay nit nag li ma doon wax kilifa gi démb rek su leen yàlla boolee te xamuñu li tax yàlla boole leen rek ñu ngi ci erreur gis nga ñun suñu ay ruux yii bu question dañu neex rek ñu xëy toog fii xamante déedéet dëgg la waay yonent sallallahu alayhi wasallam moo ne al arwaaxu junudun mujannada 30 secondes rek biisu ma jox la al arwaaxu junudun mujannada fa maa taarafa minha talafa wa maa tanaakara minha ixtalafa nee na ruux yëpp suñu borom daf leen defoon ci ay comportement yu wuute te bëri démb laata mu leen di def ci ay jëmm nee na nag bu leen wàccee ruux yooyu def leen ci ay jëmm yooyu lu àdduna gudd tànk danañ dox ba dajante saafante ngir sàmm kóllëre gi leen yàlla boole woon démb kon ku jàpp ne man dama xam Alaaji Amadou Bay Garmi muy hasard xamoon li xew wala Mamadou dafa xam Coro wala Coro xam Bisu muy hasard xamoon li xew kóllëre la yàlla bëgg ñu sàmm ko te bokk na ci liy gën a dëgëral kóllëre nag mooy ñu fexe li nga xam ne moo ñu boole ñu xam ko di demalante di dikkalante bu kilifa xeeb ki koy liggéeyal ndax ki ci kër gi ki ci naaj bi moo ko fi bàyyi ki ci kër gi ki ci naaj bi moo ko fi bàyyi bu kilifa xeeb ki koy liggéeyal mu fonk ko jox ko cër wekk ko respecté ko ndax xamuloo yaa koy mujjee wala moo lay mujjee te ñaan nga boo ko jiitoo yaa kenn ñaanul sax yàlla rek a xam li am ëllëg mais ñaan nga bés boo ko jiitoo mu lay ñaanal te jullit amalul moromam bu dëddoo lu dul mu koy ñaanal waaye tamit ki nga xam ne mooy liggéey na fonk kilifaam naka respecté naka wekk naka jox cër ndax nit boo gisee ma wax loolu keroog bi nga xamante ni yëf yi am na
taxawaay bii président directeur général Youssou Ndour dafa nekk bu am solo déplacé wu ñëw def la ko war def si la mu man jël lu si bëri la nga xamante ni wax dëgg yàlla war na ko mu xam ko tamit def wàccuwaayam loolu tamit dañ koy rafetlu waa kër Mariane tamit nekk ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla nit ñu baax lañ ñu yiw lañ ñu sell lañ man de damay sant yàlla bii yàlla dogalee ki ko doon ajal ñu ànd man ak moom pendant weeru aj bi yëpp mu nekk jàmbaar ngalandu magam boobu nekkoon ku ko bëgg léeg-léeg comme ni Mamadou Ndiaye wax dañuy toog màkk di waxtaan je pense que passe naa la ko téléphone sax dañuy waxtaan mais day jékki-jékki sax di la nettali yow da ngay mujj di ree ma nekkee mu ne ma nii la meloon kër gi amul benn moment boo xam ne da nga koy fàttaliku te doo reetaan da doo reetaan ndax yi mu mais à chaque fois bu ñuy waxtaan sax dañ naan Mariane bu fi nekkoon lii la ñuy wax nii la ñuy tout le temps c'est-à-dire xam day nañ sax dellu réaction si yi nga suñu xamante waxtaan bu fi nekkoon lii la ñuy wax tout le temps dafay nekk suñu xel et te loolu rek moo am solo mënoon na nekk loo xam ne peut-être ñu fàtte ko wala ñu gis nga bañ bon ko humeur ñaan dafa am solo xam nga loolu dafa dal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dama benn saxaabaam ba nga xamante ni dafa génnoon àdduna comme Mariane dama doon rek mais ku góor la waaw dafa sallallahu alayhi wa sallam ñu denc saxaaba ba pare mu sukk di ko ñaanal jékki-jékki rek reetaan ay jaaxle nag ma yow lan ngay ree yow kii mu ngi génn àdduna ñun ñu ngi triste di jooy jaaxle xamuñu fu mu jëm ngay ree mu ne leen malaaka yi koy laaj ñoo ñëw delloo ko ruuxam dëj ko commencé tàmbal mu ne leen ngeen ba leen ngeen maa laaj xanaa ñi ma suul génn armeer yi ne leen seen temps maax yéen ba yombal xiyaam rasulullah sallam nee na loolu laa dégg nag di reetaan mu wax ne moom dund na di ñu reetaan loo waaye itam génn na àdduna di ñu reetaan loo kon loolu dafa nekk la nga xamante ni lu am solo la donc bonne humeur dafa am solo ndax bëggal jaam yi dafa am solo te jullit bu nekk war na si bàyyi xel Oustaz am na ay éléments yu nga xamante ne jot nañ ko defar juste pour fàttaliku ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi jógee ñu seetaan ko daal di ñëwaat ci plateau may ñu benn xasida rek wala nga taril ñu benn saar bu la neex rek ñu tàggatoo ko rek mbokk téléspectateurs yi xam ni soxna Jaara mi taalibe la bu la ci neex rek. waaw bëgg naa sindi nii dinaa koy jàng mais dama bëgg rek taril la saar bu gën a gaaw nga xamante ne moom mooy sama saaru bopp. Oustaz Mariane ba lundi incha allah le matin très tôt de bonne heure. di ko wax nag Pape Cheikh ñu ngi koy ñaanal parce que nekk na nit koo xamante ne comme ni ko oustaz waxee. bis bu nekk dañ koy tooñ. te taxul mu feeñ. mais également li mu xam li muy nekk xale. xam-xamam daf koy séddoog askan wi. donc ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam. daf ñuy bëggal. daf ñuy bëggal teg ci. waaw lakkal Mariane à lundi mënatoo wax génn ci groupe bi. à lundi. Pape Cheikh dama kontaan. yàgg ak mag ñi. waaw dafa yàgg ak mag ñi Pape Cheikh ñu nekk di ko def ba nga xam ni yow mi nga xam te yaa nekk ak xale nekk ak ñoom dañ la siy tàggat ngir maanaam doo def di dem di uti ji yenn gàllaaj c'est-à-dire dafa li lay musal yow dafay nekk ci sa biir yow kay lii moo tax nga meere dañ la cee tàggat day nekk loo xam ni Pape yaa ko ci mën yow mi soit mu nekk garab bu nekk si biir kër gi wala mu nekk ndaa si biir kër gi loo xamante ne daf lay musal léegi nag dafa am ñoo xamante ne dañuy nekk si ginnaaw di wax waaw sangoo saafara dagan na daganul ñii ne takk téere dagan na wala daganul lu mu ci mënti nekk am na ay sénégalais yu ñu dem xool lan lañ si xalaat ñu dem xool élément bi ñu dellu si ci plateau ñu nekk rawatina waxum Afrique mais Sénégal fii ku fi takkul sangu woo suuru woo ñu bëggoon nga may ñu benn xasida rek wala nga taril ñu benn saar bu la Point XL émission boo xamante ne xontaay yi ñoo ko tax a jóg ñu nax si ànd nag ci premier numéro bi ak Kecha Khadija Deme ngeen ko xam ci turu Adja ci loo ne na ngeen ko xaar Point XL voilà donc mu nekkoon émission bu nga xamante ne ñun ñëpp yàqamti woon nañ mu jàll ndekete voilà yàlla noonu la ko dogalee woon mu nekk quelques images yi nga xamante ne dañ ci fàttaliku koo xam ne suñu mbokk suñu xarit ku bokk ci ñun encore une fois di ko ñaanal yàlla xare ko aljana et puis di ñaanal waa famem xolu muñ ak xolu mun a supporter perte bi nga xamante ne moom la ñu am journée bi yëpp xam naa ne du ñàkk en plus de wàcce kaamil bi ñu koy fàttaliku donc yéen bu ngeen di julli di ñaan rek boole waale leen ko ci ak bépp mboolem jullit bi nga xamante ne jóge na fi. ak message yi mu doon joxe surtout ci émission bi gëm-gëm. ndaxte bari na ci léegi boo xoolee ci YouTube bi bari na ay nombre de vues. parfois am na ci yenn émission yoo xam ne dañ ne ba 1 million du li mu génn àddina moo tax mais parfois da doon joxe ay messages yoo xam ñun ñu ko jege woon sax man xaw ma woon sérieusement Mariane parfois bu doon waxu gëm bon du ma ko doon kiiwal trop mais xam nga rek nit ki bu la jegee trop doo xam mais pourtant jox nañu ay conseils ba tàyyi ci yenn doxalin comme
koo xamante ni voilà yàlla moo ko fi indi may bàyyil ñu ko fi mu defal ñu fi benn mission bu mat après mu dem comme ni sànq ni nga ko doon waxee nag di ko jaale Pape Cheikh bu baax ndaxte jege woon nañu torop gis nga day jéem a am force nii mais gis nga génn àddina Mariane da ko affaibli waaw loolu moom lu am la te ñu ko jegee xam nañ loolu ci moom ci déjà ni mu ko gëmee ci moment bi nga xamante moment yi difficile la ci moom mu gëm ko indi ko ci plateau Yeewu Leen bi comme ñeneen ak ñeneen ku nekk sa parcours mu indi ko fi gëm ko ni Mariane dafa am joie de vivre chaque jour di wax lu baax mosoo gis sax koo xamante ni xam naa ak yow xaar ma yàlla te bu ko amee am na ci yenn yi nga xamante ni donc bu ñu koy résumer rek témoignage yëpp mënuñu ko li ñu si xam ci Mariane yëpp mënuñu ko wax te loolu sax baaxul en tout cas di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana ak moom ak njool di leen ñaanal yàlla xaar def ko bépp jullit nag bu génn àddina képp koo xamante ni jege na la rek génn àddina yàlla profité ci ñaan bi waaw kii baal ma de. oustaz xam naa ci sujet bi la ñuy. waaw juste waaw li ma bëggoon a waxtaanee tey rek mooy naka la ñuy ñaanalee ku génn àdduna. ak itam buñ koy ñaanal si yan anam lañ ko war a ñaanalee tey incha allah ndax bés bi tamit loolu la laaj te ñu bëri itam dañ la koy laaj jusque comme di Mamadou Ndiaye doon wax gis nga doon ndaw du tee ñeme gëstu sa diine. te daf ko ñeme woon moom. day jël téléphone am woo la ne la man dama bëgg def nangam si diine lan lañ wax si lii lan lañ wax si lii tey jii nii. elle faisait beaucoup de recherches. demoon na bañ nakaan yaa Seyda. bañ nakaan xam nga Pape Cheikh doon na ko fi jéem a ruubee moom Fat Seyda Fat Bintou ca tam xarit da naakaan. cey bay suñu kii boobu la. moo tax oustaz àddina kenn xamul la. non kenn xamul la la kenn xamul la donc tey loolu la ñuy waxtaanee nan la ñuy ñaanalee ku génn àdduna incha allah ndax ñi dañ na laan fatiha ak ñetti lixlaas ñi ne laan kaamil baax na pour ku génn àdduna wala baaxul donc yooyu yëpp incha allah si 2-3 minutes maximum mun nañ ci dem waaw mën nañ ci dem c'est juste que comme liñ tijjee rek moom la ñuy waxaat xam nga nit moom yàlla bu la sàkkee rek yow c'est pour un temps bien déterminé yàlla moom xam na ko yow doomu aadama yow yaa dul xam waaye am na si ñi nga xam ne nag yàlla moom dana leen baaxee ñu xam ñoom kañ la ñuy dem am na ñoo xam ne mën nañ la wax ñoom kañ la ñuy dem yàlla may na leen loolu waaw dañuy préparer seen bopp boo ñoree dem ne la duñ la ne carrément damay dem suba wala gannaaw suba mais danañ la wax la nga xamante nii di nga xam ne ñoom dañuy dem ndax yàlla nee na am na ñi nga xamante ni moom moo leen di may mooy li ma doon wax sànq tey ji day gis koo xamante ni day am macha allah lu mu xam nga ne tey ma xam li mu xam xamoo li xew yàlla ne man maay mayee xam-xam man maay joxe nit muy gis lu keneen dul gis man la kon lu ma may keneen day sonn pour am ko moom xamul li xew donc loolu d'abord yàlla moom moo koy maye li ne bu yàlla dogalee doomu aadama mu génn àdduna li si njëkk a jiitu mooy nañ ko defar buñ ko defaree nañ ko teg buñ ko tegee balaa ñu koy jullee am ko sàlloo bor yi bu amee ku sàlloo bor yi ba pare ñu daal di koy denc ñaanal ko borom bi subhanahu wa taala gis ñoo xamante dañ la daan fatiha ak ñetti lixlaas nag boo ko déggee mooy qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ñetti yoon lu tax ñetti yoon parce que dañu ne benn qul huwa mat na kaamil ndax boo waxee qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid boobu di nga xamante ni li muy firi mooy yàlla moom jurul kenn walam yulad kenn juru ko walam yakun lahu kufuwan ahad amul kenn kuñ koy dendaaleel tamit kennal ko rek moom borom bi subhanahu wa taala koo fi dendaleel yàlla rek xaar ko bés a ngi ñëw te yàlla du dee du dëgg tey jii koo fi dendaleel yàlla rek jamono dina dox ñu ne la bërëbam a ngi nii fii lañ ko denc waaye fii lañ denc yàlla moom kenn du ko dégg subhanallahi amma yasifun du dëgg kon loolu nañ ko teel a bàyyi xel léegi nag ñetti lixlaas dañ ne lam yalit xam nga dañ ne leen lam yalit boo ko boolee lépp daf lay jox 114 te 114 boobu mooy nombre saaru alquranul karim 114 lam yalit boo ko limalee daf lay jox 114 comprendre nga abajada hawa zahata yakalama par exemple dañu naan lam 33 nim nangam la yaa nangam la lam nangam la daal nangam la ba mu mat 114 ñu ne kon 114 lam yalit boo ko waxee rek yow mel na ni wàccee nga kaamil mais li ëpp solo mooy ñetti lixlaas baax na waaye fatiha ak juróom-ñaari inna anzalnaahu fii laylatul qadri ba mu jeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle na ko ne nañ koy jàngal suñu way dem yi oustaz 11 lixlaas yi ñuy wax nga jàng ko nag waaw xam nga lim yi day différé 11 lixlaas baax na ñetti lixlaas baax na am na ñoo xamante ne dañu dem ba 30 donc lim bi amu si solo li am solo rek mooy yéene bi nga xamante ni moom ngay yéene yiw bi ki nga xamante ni moom moo dëddu
yon sallallahu alayhi wasallam li mu digle ne ñu jàngal suñuy néew yi inna anzalnaahu juróom-ñaari yoon ba mu jeex beneen bi itam digle na ñuy jàngal suñuy néew yi suuratu yaasin ndax nee na yaasin mooy xolu alquranul karim ne dee leen jàngal seen way dawlu yi li nga xamante ni moom moo di suuratu yaasin li si am solo mooy yow mi koy jàng boo paree da nga naan lii ma jàng day yiw bi yéene naa ko diw ak diw ak diw ak diw boo mënul lim ñi nga xam ñëpp nga ne yéene naa ko képp ka nga xamante ni mboolem jullit la lu tax ñaanal niw am importance si 30 secondes waxoon naa ko fi suma juumul mais la répétition est pédagogique waaja day tukki yàlla may ko basira mu xool armeel yi gis ñi nga xamante ni faatu nañ ñëpp am ñu dem si benn montagne di xëccoo am ku toog fële xëccoowul mu laaj malaaka bi ne ko kii lu tax xëccoowul mu ne ko kii dafa am doomam bu koy ñaanal moom am na yiw chaque jour ay yiwam day ñëw dañ ne boo ñaanalee niiw bu ñaan nga yeggee si moom waa barzaq yëpp dañuy daw wuti ko naakaan sedd ma ndax loolu mooy leer gi sedd ma moo tax am ku lay taxaw dafa am solo mu ne ñële nag mu ne ko ñële dafa am ku fi jaar ku mel ni Alaaji Mamadou Gaye Mbay Garmi sànni leen ñaan boobu la ñuy xëccoo ñoom amuñ ku leen ñaanal bi mu dëppee si tukki bi gis maire ba dem fa ñuy xëccoowee mu ne ko lu tax kale dem fale te fii laa ko ba romboon mu ne ko doomam bii ko yàlla bàyyiloon si suuf doon ko ñaanal dafa génn àdduna amatul ku ko ñaanal fekk si na ko moo tax tey muy xëccoo ñaan donc loolu nañ koy bàyyi xel di ñaanal ñi dëddu mais tey armère yi soo demee fa la ñuy régler problème yi ña ngay WhatsApp ña ngay vocal ña ngay Facebook ña ngay nangam ñas waaw buñ joxee ñaan sax kii di joxe ñaan naan nañ jàng Fatiha fukki la sax benn balaa muy jeexal moom joxe ñaan gi raayoo nañ ba jóg dem waaw léegi yeexoo de bu may daanelee guma sax yëf yi jeex xam nga lan moo waral loolu parce que nit ñi ñaanalatuñu kenn nañ ko waxtadee wala raar na néew na ñay ñaanalaate ku si nekk yaa ngi yàkkamti teg niiw bi ñu denc ko rek nga dem mais oustaz lan moo tax nit yi di yàkkamti génn waaw adduna li ñuy xëccoo te duñu ko du digle du dara déedéet li gën mooy nga ñaanal niiw bi jël sa temps yoonu sallallahu alayhi wasallam dane bu ngeen dencee nit balaa ngeen génn armée yi ñaanal leen ko ndax bu ngeen di génn mu ngi leen di dégg seen tànk yi bu ngeen koy dugal si biir pax mi di suul malaaka yi di ñëw dëj ko bu ngeen di génn da leen di dégg seen tànk yi ngeen di dox waaye du man dara mu ne jamono boobu nag malaaka yi dañuy ñëw commencé dëj ko di ko laaj mu ne boobu nag ñaanal leen ko suñu borom subhanahu wa taala li leen waa ji wax dëgg la de mun nañu xaar seen mission la ñuy def seen mission la gis nga malaaka mi nga xamante ni moom moo yor ruux bu tardé benn seconde wala mu jiitu benn seconde rek musiba am moo tax nañuy ñaanal suñu ay niiw dafa am solo ku ne laan ay ñaanal niiw nu mu tuddati si alquran baaxul wax dëgg la yéen sallallahu alayhi wasallam nag nee ne nit bu ñu koy jàngal alquran bu dëddoo bu ñëwee si aaya ba nga xamante ni da doon digle julli te moom daawul julli dañ nekkaat ñu ngi lay ñaanal fële gis nga lii julli la doon sant te daawoo julli mu nekk si moom mbugal ndax dañ yem fa nga xamante ni digle la woon te dafa ko woon te daaw ko def bu fekkente ne lu ñuy tere la mu dëkkoon si te tuubul woon yàlla jéggalu ko ñu ne gis nga la nga doon def ñu tere woon la ko ñooñu fa lañ toll te yow sa nga dëkkoon mu nekk mbugal si moom moo tax ñu fexe di sàlloo toujours ak ndigal yàlla di ko def li nga xamante ni moom la tere ñu bàyyi ko ndax tey jii nii suñu mag ñi defal ñan ñu la nga xamante nii yombul moo tax léeg-léeg nga gis ku jàngee fële du ma tudd dëkk ñëw naa laan ku génn àdduna kenn du ko wàcceel kaamel axa kay jullit amul lu dul alquran yàlla amul lu dul alquran si kaw suuf te waxul ak ñun lu dul daf ko jaare si alquranul karim kon si alquranul karim boobu la ñu mën a jaare ngir mën a taataan yërmande suñu borom subhanahu wa taala mu dem joxal ñu ko suñu way dawlu yi nga xamante ni ñoom ñooñu jiitu donc léeg-léeg nga gis ka nga xamante ni sax léeg-léeg day laaj ñaan si barke diw am ku ñëw nekkaan xaraam kon kooku xamul li xew ndax mag ñi dañu xamoon ne jamono ngi ñëw nit dina ñaan yàlla fekk moom ay bàkkaaram moo tax yàlla nangu ko mag bu boobaa day sikki ne yàlla xëy na moom manul na ma yàlla jéggal wala yàlla moo tardé wala moo yéex na ma yàlla jéggal mag ñi teel bi ñu teel a xam loolu moo tax ñu ñëw àngu loolu décret bi ñu signante ak borom bi wala convention bi mooy lan jamono dina ñëw nañuy ñaan si suñuy tur ñun ndax bu ñu ñaanee si suñuy tur bu amulee ñu sikkuñu ñun doomu aadama moo gën si ñoom ñu sikki la yow yàlla oustaz man dama am benn préoccupation par rapport ak ñaan bi ngay wax ci néew yi ñun par exemple dañu doon def chaque vendredi dañu doon dem almer après julli bi pour mën a ñaan
je dirais peut-être pas ñaanal sama yaay parce que ñaan bi dañ koy dëkkoo suñu kër ba pare mais dañuy doon bëgg tout le temps di dem ci almeer yi ça nous permet ziar ko defaraat bàmmeel bi ñaan foofu ak yooyu noonu soog a dem mais souvent dañuy wax ni que waru leen fa di dem bu bëri donc léegi ñun on a préféré bañ a demati et que yemale ñaan bi suñu kër di dem peut-être par 3 mois wala par 6 mois est-ce que loolu dafa am lu ci diine wax erreur a ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yebal mu ñëw Médine gis gars yi xam ne seen ngëm dëgëragul mu ne leen bu kenn demati si armeer yi di ziar ndax da doon bañ ñu dem di fa bokkaale yàlla bi mu demee ba seen ngëm dëgër mu ne leen man maa leen tere woon ngeen di ziare armeer yi léegi seen foi dëgër na dee leen dem ñu ne ko lu tax mu ne ndax ñaar mu ne non seulement daf leen di fàttali àllaaxira waaye itam da leen di bàyyiloo xel ne bés a ngi ñëw fii ñuy tëdd kon géej dañ ne ñaar yi nit doomu aadama waru si di géej ba ñett yi di dem di seeti di xool ngir mën a bàyyi xelam si lu bari bi juuti moo du hôpital nit ku ne war nay faral jekki-jekki dem hôpital di xool malade yi donte la amuloo fa malade nga xam ne ñii tëdd fii dem ba dañu wéroon te teguñu ko seen bopp yàlla leen ko teg dina la bàyyiloo xel lu bari beneen bi moom mooy ay armeer boobu tamit di fa dem ndax di fàttali ko àllaaxira waaye di bàyyi xel itam xam ne borom bi subhaanahu wa taala bés a ngi ñëw fii ñi mu leen tëral yow dana la fa tëral kon di dem si armeer yi dafa am solo di ñaanal néew yi dafa am solo ndax sallallahu alayhi wasallam nee na daf ñuy fàttali àllaaxira kon Bijou mu ngi noonu yal na yàlla yërëm mboolem néewu jullit xaare leen aljana ñun ñi fi desandi yàlla bàyyi ñu fi ñu di leen ñaanal ba si kanam suñu borom sañ na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam. jërëjëf oustaz ci même mouvance bi la ñuy des toujours par tey tonton Garmi Dut Seck yaay kat yi la ñëw indi ko ci biir fàttali ko xam naa rek mu tàbbi ci élément bi na bi ñuy sant yàlla di jul ci yonent bi di bëgg bàyyi di bëgg suma yaay ndeykat yi mooy sama yaay moo tax ñu na duudu yaakat yi Ibrahima yi suma bàyyi ma dëkk diggante Banjul ak Sénégal je suis sénégambien dama bëgg doom yépp ku ci nekk rek ngay gërëm sa ndey koo fi yaakaar ku mu doon ku nekkul sa ndey danga koy nax rek loolu tax ñu naan Dudu Yakati je suis né le 4 octobre 54 de Ndeye Kati et d'Ibrahima Mbaye connu sous le nom de Dut Seck et je m'appelle Alioune Mbaye. Ibrahima ay sama baay Alioune ko jur ñu tudd ma Alioune mais ci Sénégal gi ñu nekk war nañu waat bàyyi xel suñu bopp delloo suñu bopp ci yàlla ni Allah Abdou Aziz Dabakh Malick daan wax ni nan tàppe xol yi. addina bi dafa amul benn solo pour nit ñi xam ne ñi féppale ku ci dee xamoo ko la jëlal perkaal kon nan jaamu yàlla xam suñu bopp jàpp njaboot respecté jabar ak i doom yanul yàlla sutural loolu laa lay fay ba pay di gërëm baay xam nga baay mooy kan Sidi Barxam suma baay di sant Sénégal ba mu daj sant moon ba mu daj pour ñu ànd di gërëmante tàggooy xamante nan ko baax ànd bokk ndey baay di demlante ka dimbalante te xam ne ndey du moroom yaay du moroom benn yoon di sant yàlla ak yonent ba di sant sëriñ yépp di gërëm Seydi Barxam Alaaji Abdou Aziz nag moom sa moom kër nan tàppe xol yi def li mu daan wax xam ne ndey du moroom yaay ju baax a noppal doomam doom ju baax a noppal yaayam Cheikh Sarr ak may jooy ma soor meng ma teel a réer di jooy ma soor meng ma teel a réer petit mbay woo naa la nguda Amina baba Amina may sa
Amina ñetti doom Amina Thiam de te bi Alaj Malik ya Alin Badara Mbay Badoy Mbay Sénégal déglu leen mbir feeñ na ba ma wax ak yéen nañ bokk ndey bokk baay diine ji benn mbarum diine ma ca penkook mbarum diine ma ca sowu seen baat ya benn la fa yàlla la ilaha illallah benn la Abdoulaye Khat Mbacké sëñ Fallu Mbacké Baye Ñas Abdoulaye di da baax Malick mi daan wax ni yàlla nee na wala nay lat ku bañ gàcce da ngay motoo tooñoo da ngay motoo tooñ ngañ ngam mbaag wali mata wi galis na ay papa Alin Mbay bara mbay ka ba dafax naan mat saam dem bala ba seebu boy sa mambadu sa maama nga biir wa ko jee tonton Garmi mu nekkoon Doudou Seck yaaykat yi mag mu marqué woon waa làmb ji yëpp ak ñi fa daan dem ak waa Sénégal yëpp la marqué woon marqué na jamonoom Bisou Ndiaye talent yàlla moo ko daan maye te mayoon na ko Doudou Seck yaaykat yi dama ràññee woon nag ci moom li gën a raar ci doomu aadama yi mooy kóllëre digganteem ak Petit Mbay koo xam ne kii macha allah mi ngi ca bitim réew presque def na fa 10 ans waaye bu duggee ci làmb ji du dugg ci làmb ji ba génn te du dellu si waat Petit Mbay wax tamit fi nga xam ne nii moom la jaar ak moom mu nekkoon tamit koo xam ni ku ñemewoon dëgg la ku bañoon tamit ku néewal nit doole la ba pare Bisou dafa def lu fort loo xam ne lii maa ngi koy doog a xam bi ñu koy jaale ji ak président Youssou dañu ànd man ak Mara Dieng ak sama baay Cheikh Thierno Ndiaye ma jël kaddu Youssou dafa ma dog ci biir kaddu gi ni ma Amadou Mbaye Garmi bi ma lay soxla di la fekk ci stade bi Doudou Seck mii laa laaj sa numéro te loolu dund nañ ko lu mat presque 15 ans mosuma ko dégg ci gémmiñam mosuma ko dégg ci président Youssou te maa ngi moom chaque dimanche ñu daje ci làmb ji ma xam ne kii nit ku maandu la tëggoowu ko te loolu c'est très important nit di am kóllëre ba pare am facette boo xam ne bii mooy jàpp sa ñaambur ba pare mën a denc secret am na ñoo xam ne bu ñu tiitee rek wax njaaxu bu ñu ñàkkee léegi dañuy fen bu ñu amul rek gore di léegi am na ñoo xam ne nag dëgg-dëgg loolu dalu leen dañoo doyloo seen borom du sekk nag ci ñu doyloo woon boromam ci la bokk li ko yàlla mayoon macha allah ci ay doomu aadama yu baax yoo xam ne yile ku ci nekk mën nga ko taxaw waaye sonalul kenn lu mu jëlee ci làmb ji bu dajee néew gu doole gi léegi da koy séddoo ak yow li mu yóbbu këram li mu jox néew gu doole kon kooku xamoon na bàyyi woon nag xel bés bi te fàttaliku nag warul dara leen rek la boo séenee nit macha allah ñu def ko fàttaliku nga jël sa kurus def sa faatiya teg sa ñetti xullu ala comme ni ko Oustaz Assane waxe ñaanal ko yàlla te bal boo xam ne day dal ci miir bi dellu si wax dëgg yàlla wata sonal kenn kon yàlla na ko yàlla xare ajal ñu jaalaat ko njabootam nag bu baax a baax a baax jaal ko daal képp koo xam ne kii soppeem la xaritam la daal du sekk yaykat yi daal tey daal moom laa lay indi woon mu tabbi nag ci diggante Maya Silva ak njool suñu soppe ba ndax tubaarkàlla loolu la yàlla dogal mu nekk rek benn waxtaan woo xam ne bii ñëpp dañ ciy barkeelu ku ci nekk def ci ñaan tubaarkàlla ñaanal leen yàlla mën a sàmm mën a yéegal ci àjjana yu kawee yéegal nag suñu soppe yooyu ci àjjana yu kawee te yéexanu nag waaw ndax yéexe am na solo itam waaw wax nga lu am solo de c'est te xam naa dama ko xool ci ñun suñu génération bi rek waaw damay jël sama exemple rek man de bu ma nit laajoon numéro di jiw bu génnee ci télé bi di toj dama naan ko kii de pourtant bi ñu koy recruter ci man la jaar barke yonent bi mais c'est-à-dire yow sa bopp tu n'étais même pas au courant te loolu yàgg na donc lu ñuy na 20 ans li nga wax yëpp leçon bi ñu ci war a mën a tirer mooy exemple bi nga joxe c'est tellement pertinent ci moment bii nga xamante ni lu nit ki séq loo defal nit wax ko mi ngi noonu wala loo defal ci nit ki ba pare jiitu fañ ko war a waxee placé pion ba waaw dëgg la waaw teg ko fa nekk ni bii man a de su woon man ay waay bu du woon ak man lu xew yàlla daf ko jaara ci sa yow ci sa loxo rek waaye loolu moom lu war a nekk la wala ngay dox sa parcours ñu woowaat la na la Garmi sa tëlli ji jaru ko waaw jaru ko dëgg la pourtant bañ lay kii man ci dëgg la bay
menuisier métallique rek nga woon bu nekkoon fii di dóori marto ak i bire lu xew mbay société boobu la ñuy dox. yàlla séddale cëri. amiin amiin moo koy def fu ko neex. jërëjëf tonton Garmi ci fàttaliku bi mag ñi yàgg nañ fi et puis li Mamadou Ndiaye wax c'est très important fi mu toll nit yàkkamti na xamal la ba siiwal la dañ lay enregistrer sax ngir mën laa weer mën la vilipender mën a wax kii maa ko xamal lii maa ko fekkee alors que loolu yëpp amul solo def lu baax moo important. bisu dinaa la dagg. defe naa ne war na mat 10 ans. dama la romb ci Bourguiba yaa nga nag sa xarit xaw ma sa xarit la xaw ma lan la yaa ngi doo ko tàmbali wallahi lazim dama àgg sama kër dama ko téléphoné ne ko Bijou Ndiaye si dama la gis nga ci Bourguiba bi yaa ngi ànd ak kenn ah non yow nitu avenir bi te nit mën na la gis bu ëllëgee defe ne nangam ak nangam mu ne ma Garmi wallahi kooku sama xarit la ma ne ko déedéet mais warul rek te dama ko romb rek sama oto seen ku ma xam ñoom ñaar wallaay lazim je me rappelle sama xarit biñ ma daan jiiñ la Baduli dama dem ba naan la ci li yàgg moom mi ngi doog a ñëw ci télévision fait un gros bisou vraiment xam nga àddina mooy loolu naw lay da ngeen di orienté ci lu baax orienté te la nit ki da nga koy orienté tey ëllëg moom mu orienté la ndax nit matul amul kenn ko mat nit ku nekk am na te man loolu nag ça m'a vraiment touché bokk ci li nga xam ne tax na ma gën la jàpp parce que dama doon wax mënoon na ma gis toog feneen di ko waxtaanee mais il a préféré directement woo ma téléphone ne ma moytul nitu public nga am na yenn yi nga xamante ne même bu fekkente ne sa xarit la sax keneen mun na la mu interpréter ko neneen ça m'a vraiment touché me remercier ko et puis di gën a def attention parce que voilà c'est important alors maa ngi doon xam si sama jarbaat jël la loolu laa doon xalaat donc sama jarbaat far sama jarbaat jël la. jërëjëf tonton Garmi ñuy recevoir ñeneen ñoo xamante ne ñoom tamit ci def lu baax la ñu nekk. ñuy préparer samedi 29 février entre 10h et 16h journée de la femme en détention waa No Stress Land ku leen xam leen ci social bi mooy 6e édition journée de la femme en détention maanaam jigéen ñi nga xam ne caabi daf leen féete ginnaaw. ñu ci recevoir sanu waxtaan ak moom rapidement ci programme bi liñ fay waaj ak naka la nit yi di def pour participer bonjour Sanu bienvenue ci plateau bi kontaan nañu recevoir at la comme niñ koy defee chaque année. Bonjour Bijou, merci à tous si jiital kilifa gi Youssou Ndour Maradien et toute l'équipe. Bijou nag dama may tuuti parce que tey jotaay bi dafa di jotaayu xam-xam. comme si jëlee xaw a bëri j'ai un peu suivi de l'autre côté. ñi di waxtaan. Oustaz dafa ne nit ki balaa muy bu fi jógee na wàcce boppam parce que très souvent ñaan yi joxe ñu bëri duñ ko def donc préparer sa bopp war nañ tout à l'heure tëbbi mbirum Maria Siva ak Ndiol j'aimerais avoir une pensée pieuse pour eux Marianne je faisais partie de ses admirateurs c'est que Yeewu Leen suñu émission la Ndiol si ñun la bokkoon weeru koor bi passé ñi ngi woon ci kër Thiès donc ça veut dire que am na couleur bu def suñu diggante yàlla sax loolu yàlla doole ñu sutura donc loolu laa bëggoon tàmbalee n'est-ce pas donc pour revenir à c'est important parce que àdduna on est là pour un court délai suñu dundee 100 ans c'est le maximum na rafet ñu dem les langues de la prospérité parlent en notre faveur xëy na moo waral lii Bijou ñu dugg si sujet bi donc ñun social bi ñu def te dàquñu la ko moo tax je t'aime bien en réalité parce que je sais que tu fais du social et da ngay savoir dañu recevoir mu yow Pape Cheikh xam am na lu mu si xam loo xam ne feneen laa ko xamee moo tax damay content quand je viens sur ce plateau là très bien donc ñu ngi waajal la 6e édition journée de la femme en détention fii si maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6 d'ici remercier d'ailleurs colonel Bokandé qui nous a il y a 2 ans décoré de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire si action yi ñu def nii donc jour boobu day ñëw d'abord mais ndekki dama ne gars yi nag ndekki bi nag dafa riche ah oui bu ma def publicité mais pâtisserie yu gën a mag laa bëgg gars yi indi fa ndekki bu si yàlla andee suñu benn jigéen Ami Seck mu naa ko tudd si groupe bi la bokk moom nee na mooy may caagri bi pour tout le monde suñu pare on va déparasiter tout le monde la presse les détenus ñun parce que déparasitage bokkul suñu culture gar bi kañ nga gëj jël gar bu sànn moo tax damay waxtu rek mbay kon jeex na kon ñu ngi lay invité bés boobu loolu kañ lay doon samedi incha allah non naa fa jaar ngeen jox ma ñaari doom man naan ñaar ëpp na benn ngay naan non day jël benn ñu joxal ko beneen pour la semaine prochaine sérieux si donc loolu chaque année suñu koy def dañ ko baaxoo di def
parce que culturellement duñu déparasité au Sénégal. ok suñu paree loolu tamit. Ndiaye dafa ma kañ nga ñaan garab. dafa xaw a tàng nag temps yi kon jus à volonté ba ñu fay jógee. su loolu weesoo nag la détention ñu ngi ñuy xaar. ndax ñoom dañu ne ñu bëri dañ fa ñëw mais North dafa am un cachet particulier bu mu fa indi. ndax suñu si boole yëpp dañ ci am concert bu mag a mag ak comedy show. Fatou Guewel mi ngi ci biir elle a promis Elisara. Dior Mbaye Elisara. Dior Mbaye. tabarkalla macha allah. les frères Guissé. ci ñu lañ bokk. c'est connu d'ailleurs ñoo waral sax ñu def ko le 29. parce qu'il devait voyager au début du mois de mars on a dit que il faut ñu teew donc on anticipe. ngeen def ko le 29 très bien mais c'est dans l'optique du mois de la femme. donc yéenay borom. donc Thioro Bijou. vous n'avez pas le droit de vous absenter. loolu leer na laa bokk. loolu leer na mais ñëwagoo. mais nag ñëwagoo Thioro. Thioro foog nga teew. Bijou toi aussi ñëwagoo. waaw man de maa ngi ciy communiquer rek. Abraham il me faut un t-shirt pour Thioro et pour Bijou déjà. je serai présente inchallah. non bu bees mu ngi ak man ba tey sax. bu bees tax ban couleur nga am. ñëwuma bleu de nuit. bleu donc rouge pour Bijou et rouge pour Thioro. Ibrahima si tu m'entends un t-shirt pour ñoom ñaar taille L. ok XL man XL. non XL est ok. non bàyyi ñu jox XL ay waay yow bàyyi XL. ay sànn oui ma L. waa sànn yow doo ñu bàyyi L oui ma. XL oui ma Jaaman dina si mi ngi si biir. Baxaaw mi ngi si biir. Kan Diallo. oui Kan Diallo mi ngi si biir. Gune yi Adiba mi ngi si biir OMG mi ngi si biir. orchestre Gune yi ak dina am tamit Ngoyane. waa Riru Tribunal tamit ak Riru Tribunal. ñoom ñëpp ils sont ak Ndiaye même Ndiaye de la TFM. donc ñoom ñëpp ils ont promis d'y être. am na ñeneen ñoo xam ne amaguñu seen confirmation. ñu ngi xool ak ñoom Viviane Titi ak Aïda Samb. c'est important mais li fan lay amee. ak nan ci biir la kii. Liberté 6 camp pénal bi d'accord ku bëgg ñëw nan lay def est-ce que tout le monde peut y accéder. bon il faut que dire que l'accès c'est limité. c'est sur invitation de North déjà il faut dire que. liggéey bu assez spécial la. waaw ñun nos dames elles sont en dress code sinon ñu envoyé en t-shirt. d'ailleurs ñun waa North ku sol t-shirt doo ñëw. soo ñu si buntu bi doo dugg. ok ku solul t-shirt déjà il faut ñu pouvoir le t-shirt déjà. et c'est prévu déjà. donc ku solul t-shirt nga wax. waaw doo ñëw parce que en fait comme prison la. ma ne daaw fii ngeen ko indi woon. Gami yow yaay sama invité d'honneur. loolu dem bay loolu moom tegu mu. ñëw leen boo leen bëggee gis t-shirt tonton Gami. waaw très bien. ndax xale yi gis la en t-shirt. kii ma tapp ko fii rek def ñetti morceau nag. mun naa ko lâché leen moom kii. fan yii dama jot benn message audio. suñu benn jigéen bu newoon foofu. soo déggoo message bi da nga xam ni que action bi li ma wanti doo xool wanti mu ne ma une fois par an doyul. il faut ñu koy inchallah lépp loo fa def dara du doy. social c'est important et puis ça man damay woo sax ñiy seetaan même buñ bokkulee No Stress Land qu'ils y aillent spontanément def foofu ay dons dimbali leen jàppale leen parce que dañuy soxla tout le temps yaa ngi prison liggéeyoo defoo dara mënuloo sa bopp dara il faut que nit yi jàpp ci sinon rek li lay manqué dina bëri en tout cas ñun ñëpp on sera de la partie le rendez-vous est pris pour le samedi 29 février entre 10h ba 16h camp pénal pour fekkee journée de la femme en détention waa No Stress Land di ko def bii di 6e édition bi merci beaucoup Sane. j'ai le numéro de téléphone pour qui oui bien sûr. ok très bien ku bëgg contribuer rek ce sera le 77. 652. 02. 75. merci beaucoup en tout cas merci aux généreux donateurs. comme on dit chez nous on contribue No Stress Land distribue Allah rétribue. c'est bien en tout cas merci. on vous encourage merci beaucoup ci mission bi ci liggéey bi chaque année yombul xam nañ ni Sénégal def ci benn affaire defaat ko rek. dafa métti c'est une réussite pérenniser moo métti. c'est une réussite pérenniser bi dafay am problème mais j'ai vraiment respect pour ñoom nga xam nañ situation yi nga xam ne dañ ko mais surtout le fait que ñuy xalaat ndaxte di xalaat ñi nga xam ne dañ nekk en détention sànq oustaz mi ngi wax nit kuy dund dafa war di dem hôpital di dem ci cimetière war nañ ci boole bu baax ak prison ndax ci la bokk ndaxte ça du permettre yow nga ñëwaat ci àddina que ni ñi nekk fii nii gënoo leen gënuñ ñi la deful ñoom la yàlla nattu ñu def benn erreur bi nga xamante ne jomm la yow ñoom tamit ñu nekk ci situation yi donc le fait que ñu ngi leen di xalaat rek xam ne ci société bi lañ nekk et puis di faire le maximum pour que ñuy réinsertion bi aussi c'est am na solo mais xamul ne temps bee dem sax waaye yàlla baax juste pour dire que yemuñu si prison bi comme il a parlé des malades ñun chaque fin d'année ñu ngi ci xale yi am cancer dafa ko dañ fa 9 éditions xale yi am handicap dem nañ fa Talibou d'abord albinos yi talibé yi
vraiment non sax leen non yàlla yéen yàlla moom macha allah Bijou ñun chapeau et chaque année dañ may Encore. jox si dons yi bu Bijou may ñun dem si encore. pouponnière yi Parce que sans yéen, il on m'appelle ne ma aurait- lii waa No Stress Land ñoo la ko indil pour nga yóbbul ko xale yi non social bi ngeen def moom yal na leen ko yàlla fay merci beaucoup Sanou d'être passé sur ce plateau rendez-vous le 29 février fële ca Camp Pénal ngir fekkee 6e édition bu journée de la femme en détention organisée par No Stress Land nekk association bu jara jàppale donc bu dee yéen ak ñuy seetaan mun ngeen woote ci 77 652 02 75 pour def ay dons ngir jigéen yi nga xamante ne ñi ngi nekk en prison Sophie la ñuy àndal sans plus tarder pour mu préparer ñu li nga xamante ne indi na ko avant ñuy recevoir suñu ay invités fii ci plateau waaw effectivement Bijou comme ni ñu ko waxee rek oui non ça va c'est bon looy togg tey tey nag Bijou comme ni ñu ko waxee rek ay burger laay defar ay burger fait maison yoo xamante ne ni nag dina leen jox inspiration ngeen mën ko reprendre seen biir kër parce que de temps en temps ñu bari dañuy foog ne tant que demuñu resto wala demuñu ci fast food yi duñu mën a defar burger alors que mën nga toog sa kër defar ko très facilement mu neex nga consommer ko te doo ci am dara déjà nii rek comme ni ngeen ko gisee am nañu pain burger yi am nañu concombre tomate cerise piment vert am nañu pomme de terre boo xam ne frite la ñu ko def déjà def nañ ko ba mu ngi de l'autre côté am nañu fromage am nañu aussi laitue ak nen ak benn sauce boo xamante ne dañu ko defar sànq ak li nga xam ne mooy sauce barbecue bi dañu jël rajouté ci li nga xam ne mooy suñuy herbe def ci tamit tuuti moutarde relevé ko ñu am benn goût aigre boo xam ne moom la ñu soxla am nañu mayonnaise de l'autre côté li may def nag mooy ñëw rek monté li nga xam ne mooy suñu burger yi ñu leen andil tey déjà am nañu li nga xam ne mooy steak boo xam ni dañu ko defar pour nga defar ko c'est très simple mën nga jënd soit sa liibaru yàpp rek bu amul yàq nga wal ko soo ko walee ba pare def ci oignon def li nga xam ne nag mooy tuuti persil ak piment vert bi mélanger ko def ko sous forme de steak yu mel nii soo paree nga daal di koy def au frais ba mu xaw a jàppandi nga jël sa benn plaque teg ko ci soit nga def tuuti beurre bu fekkee amul yàpp bi amul graisse mën nga ko sauté noonu kese bu fekkee nag yàpp bi dafa amul benn graisse mën nga def tuuti beurre kii ko bu dee dafa am graisse nag bu ci dolli nag li nga xam ne mooy huile teg ko noonu rek nga tourner les deux côtés mu doore su dooree nag tey man dama préféré gratiner ci li nga xam ne mooy fromage bi mooy dama jël gruyère bi daal di koy saupoudrer ci kaw bàyyi noonu nag mu fondre ak moom maa ngi doon defar quelque sur le plat yoo xamante ne nii pour def ko ci nen bi tamit moom comme ni ñuy wax rek parce que boo ci defee viande bu la neexee mën nga ci bañ a def nen bi moom c'est facultatif mais tamit dafay gën a relever li nga xam ne mooy goût burger bi comme ça nga amaale goût viande bi ak kii bu fekkee nag bëgguloo ci nen bi mën nga ko ci bañ a def li may ñëw rek def mooy monter li nga xam ni mooy suñu burger gis nga ni nag pain yi dañu ko vider ba pare couper ko en deux damay ñëw rek daal di teg ni benn bi sans plus tarder su ma ko tegee nag damay jiital nag li nga xam ne mooy sauce bi nga xam ne defar naa ko sauce fait maison la sànq maa ngi leen koy wax sauce barbecue bi laa jël daal di ciy def tuuti moutarde relever ko nag ba pare ak quelques herbes yoo xamante ni dafay génnee nag li nga xam ne mooy goût bi gis nga moom laa jiital ci fond bi gis nga su ma ci defee nii nag ba pare damay rek ñëw jël li nga xam ni mooy laitue bi nag am na ñoo xam ne bëgguñu ko moom c'est facultatif mën nga ko ci bañ a def bu la neexee mais boo ko ci defee tam du ci yàq dara déjà damay ñëw rek jël benn steak boo xam ni moom tamit dama ko revenir ci poêle bi def ci gruyère bi mu gratiner ak moom am naa fii tamit voilà benn nen boo xam ni moom tam dama ko def sur le plat def ci tuuti herbe aromatique mooy herbe de Provence bi laa def ak tuuti laurier en poudre ma mélangé ak ay en poudre bi moom laa jël mélangé ko ci gis nga nag su ma defee nii ba pare damay rek ñëw jël tomate cerise yi nga xam ni moom laa am fii moom it ma daal di ko ciy teg su fekkee nag amuloo tomate cerise mën nga jël li nga xam ni nag mooy tomate fraîche bi moom nga dagg ko en rondelle mais tomate cerise bi aussi dafa am benn goût bu spécial boo xam ne da ko am gis nga suñu defee nii nag li may def rek mooy ñëw def ci mayonnaise ci kawam suñu defee nii nag mayonnaise ba pare am nañu fële ay tamit rondelle de concombre yoo xam ni moom it mën nañu ko rek ajuster soit ñu teg benn wala ñaar pour boo koy lekk moom it di ko ci sentir daf ci am solo lool bu la neexee nga mariner ko à l'avance bu la neexee nga bàyyi comme man ni ma ko def nii rek voilà gis nga nii rek ñu teg ni suñu defee ni nag ba pare damay ñëwaat rek jëlaat tuuti sauce barbecue bi nga xam ne am nañ ko fii mélanger ko moom it damay jël rek daal di defaat ci beneen côté bi daal di koy fermer nii rek
voilà gis nga nag suñu amee li am nañu pomme de terre yoo xam ni nag Bijou moom dañu ko def frite bi nag moom bu la neexee nga bañ ko ci def mais mën nga ko ci def rek à côté pour accompagner ko déjà lii rek burger bi dafay xaw a diis parce que pain bi ak steak bi ak nen bi nga xam ne moom lañ ci def noonu ba pare damay rek ñëw jël quelques frites daal di koy teg nii ci rebord bi voilà gis nga nii rek mu simple ba dee ba pare lii vite fait la pour nga defar ko sa kër parce que soo amee viande hachée bi rek comme ni ma leen ko expliqué noonu mën nga ko defar très facilement te doo ci déplacé wu yow fi nga toog rek nga koy defar daal di koy consommer te doo ci am benn complication vraiment Bijou gis nga nag lii moo nekkoon nag tey burger bi nga xam ni moom lañ leen a andil tey gis nga rek ñu daal di jël tuuti sauce bi def ko ci kaw frite bi légèrement voilà gis nga nag Bijou lii nag moo nekkoon plat bi nga xamante ne ni moom lañ leen andil tey mu nekk ay burger fait maison yoo xam ne c'est très facile à faire da ngay doo déplacé wu ci fi nga toog sa biir kër nga defar ko rapidement parce que tomate la concombre ak steak bi ak nen bi nga xamante ne ni moom nga koy defaree du la coûter dara ci saa si nga defar sa benn reer wala sa benn añ boo xamante ne nii doo déplacé wu fi nga toog nga koy defar consommer ko dem nekkaat ci yeneen occupation nag Bijou ci kanam tuuti rek ma andi ko ci plateau bi ñu jàll ci li nga xamante ne nag mooy dégustation plat du jour tey bi Bijou Ndiaye. déedéet ay atam la. Sophie coro la ñuy jëw nii coro la ñuy jëw. dañoo bëgg a seet atam tout taxe compris. wala sama papa laaj ko. déedéet ndax lim sama yaay de wax na leen ko ci ndax lim ñu wax dëgg la wala waxtaan wax di leen wax at ba may judd la ay affaire yi ci xew. ndax coro kon xam ngeen sama at. coro artiste bu fi ñëw mu xam ko démb te moom normalement démb boobu xale la warul mën a xam ñii. yaa ngi dégg nii maa ñoo ma maase di. déedéet bu ñu xamante wàcc nañ. coro sa TTC dañ koy xool yéen ñii maa ñoo ma maase Sophie bu ma leen xamee wàccu ma. yaaxa ak ñoom na fi woo leen ñu ngeen wax ñu dëggantaan coro kañ la judd dimbali leen ñu. yaxara waaw ak na fi woo leen ñu ngeen wax ñu coro kañ la judd. déglu rek génnal ci loolu ñoom dinañ ñu wax kañ nga judd yow fi mu toll nii yow reste là rek coro ñun dañu leen lijjanti say at ndax normalul daal li yëf yi mënul nekk. Tarba Mbaye moo fi nekk rejoindre nañu dinañ waxtaan ak moom dans quelques instants ci album bi nga xam ne génnee na ko ak anniversaire am bi muy wàcc samedi 29 février fële ci Grand Théâtre Grand Théâtre waaw Doudou Ndiaye Coumba Rose. waxtaan ak moom ci entrée yeeg futike yi toll ak lan lay waaj mais léegi nii dañuy recevoir Mandiaye Seck nuyu la déjà Tarba toujours un plaisir di la recevoir ci plateau bi. waaw yaa booy le plaisir est partagé maa ngi leen di nuyu di nuyu sama papa Modou Mbaye Garmi. maa ngi laa fay. waaw comme que moom mooy kilifa plateau bi maa ngi teg nuyu bi yëpp ci loxoom di kontaan bu baax a baax ci invitation bi di nuyu mbokk téléspectateurs yi toog di ñu seetaan. waaw di ñëw nag di leen présenter nag album maturité. nga xam ni génn na récemment yàggul. ñu bëgg ko présenter incha allah au Sénégalais le 29 février foofu ci Grand Théâtre. d'accord Tarba ce sera dans quelques instants ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy sa album événement bi ngay waaj Mandiaye aussi ma ngay waaj Grand Théâtre di waaj tournée internationale am na ñaari clip yi nga xamante ne indil nañu ko ak actualité am ak label bi mu bokk di The Best Production di def yu neex yoo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy suivre fii Sénégal Mandiaye bienvenue ci plateau bi yow tamit dañuy kontaan toujours ci recevoir la. waaw salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp fii ci plateau bi. di sant sama ñaari wajur ku ci mel ni Papa Ousmane Seck ak sama yaay Ndeye Soxna Sène di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te sax yàlla na ñëpp wér di nuyu sama papa Modou Mbaye Garmi maa ngi laa fay doom waaw di nuyu aussi oustaz ak Bijou Corombaar Ndiaye ak ñu ma fekk ci plateau bi Pape Cheikh neen dema wooy bàjjen Bijou sa bàjjen la waaw bàjjen yàlla dogal na dafa am bàjjen boo xamante ni man dama koo sopp loolu bëgg ko. waaw muy bàjjen Bijou. waaw mi ngi noonu bàjjen non je t'aime fort. bàjjen Bijou nijaay Mamadou. non dafay mës a ñëw ñuy waxtaan ak Mandiaye mu ne yéen a ngi xool xale bi rek. ci yéen a ko mag ay bàjjanam ngeen yéen ñi ñëpp. donc Pape du nitu dara donc merci c'est un plaisir balaa ñuy dugg ci waxtaan bi am na benn ay clip yi nga xamante ne indil nga ñu ko muy noonu yi ñu xool ci extrait avant ñuy ñëw dugg ak yow ci waxtaan bi. am sa téléphone mi ngi ak yow xoolal taal ko léegi xoolal am naa information yëpp si Mandiaye xoolal maa ngi la koy envoyé léegi.
bu yeboo nag ngeen préparé waaj leen attaqué léegi ku ne ak ki la yàlla féetale. waa mais fils ma Njaay waa Sénégal gi yëpp yow la ñuy waxtaanee non fu mu ne nii nag yaa fi ne. non billaay yaa ngi yëngal ah. jeex na. wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la bokk. te ma toogee ma di la raw. yàgg sama dem ci bu la. nokki ñaan sàkkul buur. yàlla may waaw. yàlla bu doole. dëkkeel di wax ma lay sax noon yi di clip bu Mandiaye Seck neex na di ngeen ko mun seetaan tout au long de la journée ci télévision Futur Média wala ngeen dugg YouTube seetaan ko ak beneen clipam bi di bësal ok yaa ngi tegle clip yi de Mandiaye parce que bësal ok temps yi la génn nga ñëw mayaat yi noonu yi pour lan loolu looy waaj. waaw je crois que àdduna moom ku ñeme rek dañu laa dee. bon c'est pas la peine sax moom bëggul sax may tudd turam. bëggul ma koy wax ci télévision yi bëggul ma koy wax ci rajo yi waaye nag moom xam na man xam na. kooku kanam. waaw sama nit la mu doon ku baax wax dëgg yàlla di doon ku ñàkk ñaan bëgg Sëñ Tuubaa nag. ndeysaan. waaw Xaadim Rasuul rek la bëgg ci xolam. te nag maa ngi koy sant di ko gërëm bi may seetaan. wax dëgg yàlla yëkkati na oto bu baax jox ma ko. yëkkati lu la defal na ma ko. et nag sant naa la gërëm naa la. et aussi sama xol seet na daal wax dëgg yàlla waaw. ci kanam nga déema kan la ndax man dama dañ kumpa bu ma gisee dara damay bëgg dinañ ko xam waaw mais noon yi coro xam na ko noon yi lan nga ci woy kañ la clip bi ngeen lu waral ngeen tourné ko ni nga xamante ne moom ngeen ko defee. waaw noonu yi nag dama ci liggéey ak Zebes. moom nag sama frère la. ma signé ci labelam moom ak Jules Teranga moom mooy directeur général bi et di sama manager aussi mook bés ñu bokk label bi et wax dëgg yàlla sant naa leen gërëm naa leen parce que The Best moom ku ne xam na ni dafa mën liggéey lool te it respecté aussi ñi nga xamante ne ñooy artistes yi ñëw ci studio bi ak ñi ñëw ci label bi et kon nag liggéey bi nice na Sénégalais yëpp apprécié nañ et maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax. donc The Best gis nañ production yi nga xamante ni moom lay def nan la demee da nga fa nekk ak yeneen artistes groupe lay créé wala ku ci nekk da nga am parcours boo xamante ne moom ngay suivre en particulier waaw Mandiaye Seck nag mooy artiste leader The Best Production. dëgg yàlla xëy na loolu la yàlla dogal. et am na samay rakk aussi yi fa nekk ku ci mel ni Dan. ku ci mel ni Pape Bilal. ku ci mel ni Fatel. Awa xale yu am talent. et les dimanches tous les dimanches Baara Mundi soirée yi muy tëgg. et ñoom ñooy def les premières parties. d'accord. avant ma yéeg xale yi ñooy woy ba pare. ma doog a ñëw yéeg. bu nekk soirée yu nice na.
waaw xale yu am talent ñu nekk ci label boobu. et je crois que Sénégal dina leen ràññee bu baax ma leen di wax rek nañ leen bàyyi xel. waaw. gis naa ne yaa ngi wàcc sa anniversaire fële ca Grand Théâtre kañ la ak lan lañu mën a xaar ci en termes de spectacle. Grand Théâtre nag bientôt incha allah. et xam naa damay bàyyi Tarba moom mu def ba pare. comme ça waaw ndax moom datam egsi na ba pare. le 29. waaw moo tax mu bëgg fi ne nii dañoo war a waxtaanee le 29. parce que sama nawle la. ñu bokk la ñuy def man ak moom. ñu bokk bàyyi sax. et waaw. te deret daa fort. te ku bokk ci gétt gi di nga naan ci même. wala nga dëgg ci neefere yi. waaw papa yow xam nga li may wax ay way. ay way nag du sa papa day way rek. wala sa yaay di way. nga ni da ngay way. ay way dañ koy jàng. te man ak moom su ma fàttalikoo en 2007 en 2008 ñu ngi nekk ci simb yi ak ci mbapat yi di way mu metti lool bu ñu paree non 150 la ñu am wala 300. dëgg la way. formation la français. Tarba. waaw wax na dëgg. waaw moom dañoo yàgg daje ci ay way boobu sax ay xale lañ dugguñu sax ci musique ñu jaar ci ay simb ay mbapat nga xam ni loolu nekk na ci formation bokk na ci formation waykat ñu yàgg see daje ba léegi nag lépp di rafet mu nekk tamit suma frère nekk suma xarit nekk nit ku baax nekk ku ñàkk ki ñaan macha allah. ñàkk ñaan a tax ñuy wax data mu ne sa bës a jiitu nañ ko njëkk a waxtaanee ba pare muy samedi 29 ngay waajal Grand Théâtre. waaw incha allah ñu ngi waajal sunu événement Grand Théâtre samedi le 29 incha allah di ci ànd ak waa TFM nag. mu nekk tamit sunu premier événement. ñu génnee album bu ñu naan maturité bëgg ko promouvoir foofu. incha allah bëgg nag ñëpp ñëw jàpp ci ndax événement bi événement Sénégal bi yëpp la. événement àdduna bi yëpp la. mérité nga ko te ñoom Bijou seen particularité ñoom ñi gën a nekk xale mooy ils se fréquentent tous en fait jaayante waa sama moroom yi ñoom jaayante wuñu star diirewante wuñu ay mag et c'est important li ñuy ñaan rek peut-être mooy ñu bañ a dem ba succès fëq leen ba ñu dugg ci yenn yi parce que concurrence mënul ñàkk certes yéen a bokk li ngeen di def mais que mu seen parce que li am solo mooy tonton Garmi wax na ko sànq seen waajur yi ñooy demalante yéen a bokk benn maam buñ ko xoolee ba ci biir yéen ñëpp benn famille ngeen donc il faut mu gën a rafet man tey je vois je suis très satisfaite bu ma gisee El Hadj Keita ni mu mel ak Tarba Mbaye seen lépp benn la bu El Hadj xewlee Tarba da koy jaral bàyyi ay yëfam pour bosu El Hadj jàll El Hadj bu jàllee noonu Mandiaye ak Tarba ak Sidi Diop je pense que loolu mooy liy def tey quelque part seen force mu mel ni Tarba bu ñu demee Grand Théâtre dinañ fa fekk sa nawle xale yëpp non sama gars yëpp ñu koy waajal ndax boobu ba léegi ñu ngi ñëw ci répétition yi. di jàpp tamit ci communication bi. di ma woo di ma jox seen soutien. vraiment ñoom xam nga ñun moom suñu génération ñun ñëpp benn lañu presque chaque jour dañuy gisante bu ñu gisantewul tamit dañuy déggante. ñoom ñu nekk tamit ay gars yu baax yoo xamante ni ñëpp jàmm ku ci nekk jàmm nga yéene suñu sa morom. di ñaan suñu borom loolu continuer parce que musique moom partage la. waaw musique partage la partage ay idée la tamit. te ci loolu lañ nekk. yàlla na ko suñu borom sàmm. alors dañuy wax sax ni que lu benn mën fu ko gën a mën l'union fait la force avant ñuy ñëwaat ci programme Grand Théâtre bi nga xamante ne Tarba mi ngi koy waajal ñu xool extrait ci clipam bii di téye leen ko ah. téye leen ko waaw maa ko bind fonte waaye téye leen ko ñu xool fi ñu wax. Tarba extrait téye leen ko xam naa ni fi ñu ko daggee nag xarit na la sax waaye dinañ la ko tegal après fii ak émission bi di jeex lan lañ mun a xaar comme programme fële ca Grand Théâtre samedi après demain ak ku bëgg ticket yi naka la mën a def. waaw xanaa rek ñu ñëw teel a ñëw jàkkaarloog seen doom mu bégal leen mu woyal leen parce que loolu moo ci suñu objectif moo ñu ci tax a jóg. incha allah di ci woo soppe yeeg xarit yeeg mbokk yeeg am di jàmm yëpp ñu teel a ñëw ñu jàkkaarloog ñoom. entrée yi c'est fixé à 10 000 francs VIP 20 000 plus CD bi VIP prestige 25 000 plus CD ticket yi ku ko bëgg mën nga ko am ci station EDK yi wala ci Brèche Dorée yi wala ci 77 498 53 00 wala 77 359 99 58 numéro yooyu yëpp boo ci wootee. dinañ la indil sa ticket ba fépp foo mën a nekk. su ko defee nag ngeen teel a ñëw rek ñu jàkkaarloo
waxtaanee ko ah papa. dégg naa 100% Tarba takku nañ ba dëgg. Bisou. ci la bokk moom Coro. Bisou Ndiaye. waay du bàyyi ma. sama doom ji nag dafa doon way. an sa papa. sam papa mi ngi fi. ñun moom lañ fan. sam papa man nag. man ay manager u paa laa am. ñaari manager laa am. muy Moustapha Mbaye ak Garmi. non bàyyi tonton Garmi dem. mais parce que sànq gis naa leen da ngeen am contentieux daal yéen. non mais ñoom xam nga ñoom dañ may manager ba pare du ma leen gis du ma leen dégg. déedéet xanaa. moom daal teel nañu nax. waaw ñu teel ko jox sunu ñaan. waaw tubaarkàlla. waaw sérieux de. bi mu ñëwee def na daal man aw ma ñaari ménager la am Moustapha sama papa ak sama papa Garmi waaye ñun tam ñu yàkkamti affaire bi daal di koy dóor si démb bi ma koy woo ñu ne ma day nelaw ma ne patron bi day nelaw. waaw ma ne ko waaye léegi ñun bàyyi sax léegi dañuy deuxième position la ñuy xaar ñu non Garmi reste là parce que non day patron bi day nelaw waaye ñoom xale yi macha allah moom mii nag dafa doon way dafa am jigéen ju baax ju naan Fatou Mbaye moom meññ Moustapha Mbaye mu meññ ko mu am góor gu baax gu ñu naan Maguette Faye moom la ñu dénk Ami Ndiaye mu jur ndeyam dafay ndaanaan dama ne Moustapha rek dëgg-dëgg moo ma jur doy na ndaanaan waaye couleur ko jom tam dafa am solo Fatou Mbaye bu masaan a jógee ñaari tali jëm marché du yor dépasse léget gi rek lay fëkk de jox ndeysaan su doxee bu taggee yonent bi balaa ñëw tubaarkàlla leket gi fees tubaarkàlla day añal kër gi ba añal mbedd ndeysaan waaye moom man daal bëgg naa nit ku am jom soo juddoo fekk sa baay am jom sa ndey am jom da ngay fexe ba doon dara tar ba nii nga mel bett loolu de ndax Xadi Fay mi la meññ dafa sëy sa kër baay ba sa baay gërëm ko kon tubaarkàlla waaye sama nijaay rek moo tax Masaalikul Jinaan doy na yow ñi la séq waa kër Alaaji Malick ñoo la séq ak waa kër moom Xaadimu Rasuul kon boo wootee ci grand théâtre ànd ak sa soppe yi ànd ak sa morom yëpp tubaarkàlla dëgg ku yéex mbay dëgg doo am foo daju de fii laa ko wax may de ku yéex doo am foo toog loolu la yàlla dogal yàlla na ko yàlla mottali nga tàmbalee ko ci baa mu àgg ci siin sa bàyyi nag ma sant ko gërëm ko ndax dëgg ni nit day accompagner doom Moustapha damay xool ma yaa mu Amadou Mbaye Garmi nelawatuma ma ne ko sax demal nelaw bés bi day baax kii ñu ko meññ ak ci loxo yi mu ne tubaarkàlla ku ñu téye faw nga dem te nag dëgg te yaa ngi ci jom defoo dara luñ lay xeebi duggoo ci lu ñu lay waxal ba da ngaa bëgg rek teral say wajur te wajur sax tedd nañu ba pare xanaa kay da nga leen a bëgg a yokku teraanga rek waaye ñoom tedd nañu ba pare kon daal ñuy wax daal le 29 fu géewal leen a génn man bés yooyu gëj naa ci sax mbay mais je vais venir. foog nga dem non de sérieux man bés yooyu gëj naa ci de. ménagère mais ce jour là incha allah dinaa def mbubb mu baax. ma feelu la ak sama grand waaw def na ñëpp ñëw. loolu nan naa ne yaakaar naa ni bisu ku bëgg a dégg mbaar. ak njolli ku bëgg a dégg mbaar. géwal la dëkk ak njolli. way géwal ak way wu neex. non na nga ñëw samedi le 29. ci bisu Tarba Mbaye. way géwal billaahi man nag kenn xawma dem sax ci ay. mais bi da ngay dem jàmbur. waaw waaye bii sama yëf. sa yëfa ay waay lii foor na waay. barke Charafal. ay ko faramareen bi dëgg la de. yal na réussir. yal na ko adduna bi yëpp wuy si. amiin waay dama bëgg képp kuy soppe Mandiaye Seck. amiin képp kuy faramareen. waaw képp ku bëgg Tarba Mbaye ak Mandiaye ñëpp dama bëgg le 29. non bu kenn 17h wala 19h non dama bëgg grand théâtre na nekk gise fermé. inchaallah te yàlla na ko suñu tuwaat. amiin dina ko def sax ci Faramareen boobu laa bëggoon ñëwaat parce que gis nañu seen famille macha allah presque ñu bëri yéen a ngi ciy woy. yan relation ngeen am notamment yow ak Wally Seck. waaw mag Wally nag ay relation yu bien lañu am je crois que mooy suñu mag moom la yat bi daal. ñun ay rakam ñu topp ci ginnaaw. et comme ni ko Papa Thione defee woon ak ñoom Papa Ousmane. ak ñoom Papa Sène Ndiaye. ak ñoom Papa Mapenda. et ñu ngi koy ñaanal nag gudd fan ak wér. waaw. incha allah merci beaucoup en tout cas plaisir la woon ñu recevoir leen fii ci plateau bi xam naa bu ñu temps bi xojul woon sax di ngeen ñu may dara lu kii. waaye comme émission yi dafay ñëw jàll ci ginnaaw waa garaaw bàyyi xale bi wayul may manager am fii wayul nga baalal ma rek yow yaaxa
woo ma yàgg na fi ngeen wax ñu âge ndaw si. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau ñu jàll rapidement ci anniversaire yi balaa ñuy tàggoo. Happy birthday à maman Ndeye Anta Dia, longue vie à toi de la part de sa famille. Joyeux anniversaire à Fatou Konaté borom xolu jamaa bi li Pape di bañ baax nga xam teraanga bëgg ma longue vie santé bonheur. ah am mi ngi de dem dellul tonton Garmi dellul nday Anta bàyyil tonton Garmi nday Anta ci sama ba tey jiboo nañ mais foog nga yàq non seen jiboo du yàgg seetaatal tur moom lañ ma yónnee nii de moo jiitu cey mbay nu mu kii de tudd moom sama jarbaat la daal vraiment nday Anta moo ko souhaité ak yaayam ku ñu naan mati mooy yaayam mu nekk taawam nag quoi nekk taaw bu yàlla baax yaayam ne ko daal mi ngi koy souhaité joyeux anniversaire di ko ñaanal jàmm lu bëree bëri sama jarbaat la moo tax dëgg vraiment ñu moom tam ñu ngi koy souhaité happy birthday ndax doom bu baaxee yiw yaru fonk ndeyam dëgg macha allah ndey ñaanu ndey ji fa mu tàbbi ci moom kon daal ñu ko souhaité joyeux anniversaire le bir jërëjëf tonton Garmi fallait que ñu taxaw ci donc joyeux anniversaire à Fatou Konaté borom xolu jamaa bi baax nga am teraanga bëgg ma longue vie santé bonheur réussite totale dans toutes tes entreprises de la part de Khady Niane. Joyeux anniversaire à Aïssata Sy, on te souhaite beaucoup de bonheur à notre Aïssata adorable, longue vie à toi, santé réussite totale de la part de tes sœurs Eva, Anne-Marie, Koumba, Bintou et tout le personnel du groupe Futur Média. ñun ñëpp ñoo àndandoo di la souhaiter joyeux anniversaire, tu es juste adorable Aïssata. Joyeux anniversaire à Mami Gueye, longue vie, que nous te souhaitons beaucoup de bonheur, de bonnes choses de la part de ton mari, ta famille et ta Coucou Gueye. Joyeux anniversaire à ma fille, maman Aminata Diop Seck, ma mère, je te souhaite tout le bonheur. Tonton Kamou Seck, je pense, oui. Ah ouais? Ouais. Tout le bonheur du monde. waa doomu Kamou la wax na dëgg. Choromi chef de protocole. ah comme que xam na Sénégal gi yëpp léegi moom buy def anniversaire dina xam dundal bon anniversaire petite sœur. dundal ba say may di baaxaan. yal na la yàlla sàmm musal la longue vie à toi de la part de tonton Kamou et tout le groupe Futur Média et ta maman. Joyeux anniversaire à la reine de Saba Ndeye Koumba Diop de la part de son mari Habib Ndongo et sa mère Adjaratou Ndeye Ngom, son frère Ababacar Diop, Khalé Madrid depuis Valencia, Espagne, de la part de toute la famille Usine Ben Tali, Thiès, Tambacounda. ñëpp a ngi lay souhaiter joyeux anniversaire. Happy birthday à Thérèse Tamba. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur de la part de toute la famille depuis Ziguinchor. Indioyo Day. Joyeux anniversaire à Adama Diallo, longue vie de la part de ta sœur Aïcha. Happy birthday à Ndeye Sala depuis la France. Joyeux anniversaire à El Hadj Diouf Sopp Dabar, président Génération Futur Média. Longue vie à toi de la part de Modou Gueye Keur Massar, coordonnateur GFM. Happy birthday à bébé Maguette Sarr, princesse, longue vie à toi. Happy birthday à bébé Hermano Ndiaye depuis Espagne, Victoria de la part de sa maman, son papa, Tata Aïda Sakho Diop. Joyeux anniversaire à Aïssatou Baylo Sidibé depuis Kédougou, quartier Mosquée. Joyeux anniversaire à Fatima Sissi Djimera, alias Mundi, ma partenaire, sama xol, de la part de Thérèse Diène et de toute la famille. C'est ta cousine? En fait, c'est ma cousine moo koy souhaiter joyeux anniversaire. Bon anniversaire léegi Mundi, bon anniversaire Bapus, on t'embrasse très fort. Voilà. Beaucoup de bonheur. yow li des ci anniversaire yi génn ci dégg. Merci. Merci. Happy birthday à docteur Aïcha Sarr de la part de sa njëkke d'amour Marie Diallo et toute la famille Samb depuis Sacré-Cœur. Longue vie à toi. Joyeux anniversaire à Mbayang Seck depuis Thiès. C'est de la part de sa maman Astou Diouf, de ses tantes, ses camarades de classe de l'ISM Thiès. Elle fête toutes 4 ans. Elle est née le 29 février. Joyeux anniversaire à Séni Taban de la part de sa Taban. Da nga ko xam. xamee ma tekki sama micro ñaar nii. Happy birthday. Happy birthday à toi, princesse du 27 février. Dundal ba ëpp sa turandoo fan de la part de toute la famille Sène. Joyeux anniversaire à Nabou coiffeuse Pikine Guinaw Rail de la part de sa famille. Happy birthday à Fatou Ba, dite Fafa depuis Dakar Plateau de la part de sa famille. Happy birthday à Fatou Konaté borom xolu jamaa bi. Diallo na. Happy birthday à mon cousin, mon copain, mon frangin, mon tout. Badou Dieng, longue vie et santé.
de la part de Awa Mbaye. Joyeux anniversaire à Djibi Faye de la part de sa femme Ben Diop. Et pour ay Talla luñ la waxoon. ñoom papa ñambe tout le monde te set. nañ leen dem booy wax ñuy dem coro dañ teg suñu micro baat yàlla dañuy bàyyi. dañuy dem génn plateau bi bàyyi li ngay def ñi dem nañ. Coro yi bu la def nii ba jàmm la ni ah. man mënuma dem waaye kon damay dem. Coro mënut a lëbb réew mi. Ndiame ak Papa Samba Sène. ay Coro. àggale bisu Ndiaye heure bi jàmm. Happy birthday to you Amina Sy, longue vie, santé, prospérité, beaucoup de bonheur boo koy xamale rek de la foncière de Guédiawaye. bu baax la tax ngeen ba anniversaire bi dem. Coro dag ñuy bëgg a moom Tarba tàggoo joxal nit ñi rendez-vous samedi Coro mi. mais Coro daal ñi dem nañ Coro ndëkkate moom mooy staru émission bi. dañ ko fa. ah waaw maa ngi kontaan bu baax a baax ci téléspectateurs yi ñu doon suivre yëpp. di nuyu suma yaay madame Ndeye Saly Diop Dieng nga xam ne mi ngi doon seetaan émission bi ministre de la femme doomu Grand Dakar bi nga xam ni dafa baax loolu bëgg ma lépp lu may def ma ciy jàppale ak doomam Oumy Ndiaye ah di nuyu Waagaan Sène borom Belel Travers nga xam ni jàpp na bu baax a baax ci bés bi ah sponsorisé bés bi doomu ndeyu jaaji borom parking yi ah doomu ndey Doro Gueye prési Doro jàpp tamit ci bés bi bu baax a baax may nuyu nag fépp soppe Tarba Mbaye nekk ci àdduna bi ah di jox ñëpp rendez-vous incha allah le 29 février waa Grand Dakar surtout ñaari tali biscuiterie HLM waagu ñaay ak fukki penc ñaari nekk ci Ndakaaru yëpp maa ngi jox ñëpp rendez-vous incha allah waa banlieue bi fàttewu ma leen Parcelles Pikine Guédiawaye na ñëpp waajal ñëw jàkkaarloog doomu géwél bi mu woyal leen day neex day yëngu luy naa wa neex a sànni. le 29 lay doon fële ca Grand Théâtre jënd leen gaaw ticket yi comme ça kenn du leen ko nettali mbañaay dinañ ko fa fekk ñu bàyyi la yow aussi nga tàggoo. waaw di gërëm Sénégal rek di nuyu monde entier di ñaan Sénégal jàmm sax fi te yàgg. amiin mooy li may wax rek à chaque fois ñu waajal nag samedi le 29. waaw ndax moom rek a jar a wàcc fi mu ne nii. non waaw le 29 fële ca Grand Théâtre ak Tarba Mbaye. waaw kay. Tarba album maturité 6 titres mun ngeen ko am aussi distribution Universal Musique Africa boo jëndee ticket VIP ca Grand Théâtre ba amaale ko. waaw di nga amaale CD n'est-ce pas. waaw donc jënd leen ticket VIP su ko defee ngeen déglu album bu am solo bi nga xamante ne Tarba indaale nañu ko. pour présenter ko aussi mun ngeen ko am Sénégal ci 77 325 56 70 wala par WhatsApp au 33 628 727 827 wala ba léegi ngeen yónnee mail ci joloflive@gmail.com donc Tarba bis baa ngoog ñu ngi koy xaar. ma xool bii moom. maturité bii dama koy yóbbaale ah. non mënul ñàkk. ah di ko teg ci oto bi bii. moom dama koy yóbbaale sama kër. waaw bii faa ma déglu ko tey moom laa yendoo déglu. yaa ko moom waaw jëlal sa album la Mandiaye donc merci beaucoup c'était un plaisir de recevoir leen ci plateau bi Coro da ngay tàggoo. amul kenn koy nuyu. tonton Garmi. xanaa di wax ne rek man daal bég naa lool ci sama ñaari jarbaat yi lee nga xam ne tey ñoom laa dajal ci plateau bi waaye léegi Tarba léegi dafa tudd Ndeye Saly Diop ma Mbaye Diop Saly Diour ak Jamalo ministre de la femme bu fort boobu nga xam ne tubaarkàlla digal boobu la li ko foor ci lu baax yépp mi ngi koy def. dëgg la kon moom bu Tarba amee bés jox ko ci cër loolu nekk na loo xam ne lii lu fort la te nit amulul fu mu dëkk ak ñi nga xam ne ni ñoom la dëkkandoon. dëgg la Ndeye Saly nekk nit ku baax a baax nekk koo xam ne clé président ràññee na ko de waaye nag gox boobu mu dëkk di Grand Dakar ràññee na ko. waaw mi ngi fay def lu baax a baax kon daal tubaarkàlla bés boobu nag Tarba wax na ko sama jarbaat bésama xam naa daal incha allah ñun ñëpp danañ bokk daje ci bés boobu ndax jamaloo ndayam gaydel xujokumba ak siro xujokumba ak faaloo xujokumba anti sekk ak maam Ndiaye doon moo doon su faami ci Touba waaye nag boo dàqee kër baayam day dem Lat Joor muy lawbe borom darnde ak njàmba sambita maam sey jom yendoo daw raas njoojam yendoo daw birama yendoo fa yendoo naan bay sa koddu samba ak Fatima ak Joor juróomi lingeer lanu saa xew soxna mbéle seen baytu saa xew soxna bidu saa xew Fatima kuli koddu ngoy ndow càmmijal lingeer yi kooku naal suñ ko wooyee ci Grand Théâtre doom yi woo ko dëgg dana ça va chauffer waaw ça va chauffer dina neex dina yëngu comme ni ko Coumba Gawlo waxee merci beaucoup tonton Garmi Sophie hamburger yi pare na tey koo koy yekkal
waaw pare na tey dañ koy yekkal rek suñu sœur Aïssata Sy mi nga xam ne rakkam ñoo doon liggéeyandool fële RTS 2 mu yóbbante ma ci moom ne ko mu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal rek gudd fan ak wér gu yaram bébé Zahra aussi mu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax lu mu sumb rek yàlla na ko ci yàlla jàppale bu baax ci barke Seydina Mouhamed di yekkal aussi Adja Kiné Diop fële ca Pikine sama yaay ju baax jooj moom it maa ngi koy yekkal bisu di ko yekkal nag joolaa yëpp Jemberin Jimand Bignona bàyyiwuma fenn maa ngi ko yekkal ñëpp bisu Ndiaye. Adama incha allah ci beneen recette. Oustaz ak Ndiaye dem nañ ndax ndaw si donc ñu tàggoo leen rek xam naa du ñàkk ci réseaux sociaux yi ñu remercier ki nga xamante ne moo leen habillé tey di wax musóor bi. J'adore, c'est magnifique. Koddu, merci di wax juste ci waa groupe beeg ñeneen ñëpp ñi nga xamante ne bëgg nañ fekkee dinañ def sarax fële kër Oustaz ngir yeggale wàcce kaamil bi nga xamante ne ñi ngi ko doon jagleel Mariane Siva Diop ak kooku di Ndiol bokkoon ci ñun te génn àdduna il y a de cela 1 an. Rappelez juste que collecte de dons pour pouponnières yi mi ngi continuer mun ngeen woote ci 76 198 68 10 wala 78 196 34 34 pour jàppale xale yi di remercier bu baax sama benn frère Bamba Couture ay yére yu rafet la ñëw ba mu egg ne ma moom moo ko participé ngir xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci pouponnière yi donc Bamba Couture yàlla na la ko yàlla fay merci beaucoup tu es juste adorable xaalisu xale yi génn leen ñu ngi ci 2 730 000 francs CFA 5 millions mooy objectif bi donc jàppale leen ñu mun ngeen ñu yónnee xaalis par Orange Money par Free Money aussi ay dons matériels aussi mun ngeen ñu ko yónnee merci beaucoup à vous de nous avoir suivis merci beaucoup Baye Modou pour la tenue 77 218 0019 et Ndella pour la coiffure 77 349 27 73 c'était un plaisir présenter leen yeewu leen bi merci beaucoup à l'équipe technique Khadim ñoom Iso Apulaay ñoom Petit Adja Digital Petit Pata waaw luñ fi togg moo koy lekk merci beaucoup à tonton Mac pour la réalisation Babacar Bey toog bu Serigne Fallou service sécurité ñoom laykal bi aussi merci à moitié xam nga lu tax ñu lay remercier à moitié tey merci à vous de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine dans Yeewu Leen mais tout de suite toog leen continuer il y a tout un programme qui vous attend sur la télévision Futurs Médias tout au long de la journée.